bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppeek xarit yi ngeen dal ak jàmm ci seen kanamu télévision Futur Média muy bànneex bu neex ci ñun bu ñu xamee ne yéen a ngi topp programme mu télé bi macha allah muy seen télé ñu bëgg ku ca seetu rek gis boppam dooree nañu nuyoo bi di nuyu sunu PDG mboolem directeur ci biir kër gi ak itam tout le personnel macha allah ñaanal leen gudd fan bu ànd ak wér ñu ngi ziyaara bu baax a baax kilifa diine yi kilifa aada yi di ci boole xalifa généraux yi boole ci nag cofeel gudul jeex di leen nemmeeku ñaanal leen yàlla ñu yàgg fii te mu ànd ak wér dugg nañu itam ci hôpitaux yi cliniques yi ak dispensaires yi di masalu coono malade yi fa nekk yal na yàlla wéral leen te bañ a tëral kenn saa bu ñu nuyoo malade yi itam daañ ci boole ñi nga xam ne ñoo leen di toppatoo muy médecin yeeg képp ku nekk ci santé salaamaaleykum gor yu baax yi caabi féete gannaaw àdduna ni mel te nattu du wees ku ci ne macha allah mbir dana la dal waaye bu la dalee rek dañuy ñaan yàlla fees dell ci sa xol bu ko defee yen wi woyof yal na yàlla woyofal lépp te gaaw jëlee leen ci bërëb yooyu bu ko defee bu leen fa jëlee itam yal na réinsertion bi yomb ñu ngi bàyyi xel suñu wayjur yi ñu ñàkk suñuy wasila suñuy soppe yal na yàlla yóbbul ñu leen ci aljana yi gën a kawe ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni tey waa Jas ñoo aye bu ñu yóbboo ne meeru Jas rek tum na ñu ngeen nuyu séeréeru safeen yi fa nekk sunu mbokk yooyu macha allah lébu ya fa nekk képp ku fa nekk xam nañ ne joolaay yee ngi fa manjaago yee ngi fa ñëpp a ngi fa ndax Sénégal gi ñun ñëpp ko bokk tabaar fa kàlla macha allah ndoy baan nag di tooñkat boo xam ne ku toog ak moom baye boo nga def rek attention ndoy baan maa ngi lay nuyu bu baax a baax. ñu ngi lay ziar di ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp. ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdou Khadre. di ko ñaanal mu yàgg fa lool te wér. di ziar waa Pire Sañoxor sunu xalifa ba sëriñ Mansour Cissé. monsieur le maire Serigne Boubacar ak Baye Bado Dieng di ziar notable yi fa nekk yëpp seen Sidi Mbacke ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax. di ziar ki nga xam ne moo di tamit Baye Bado Dieng maa ngi koy ziar moom parent ji bi Diagne. waaw ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax di dalal jàmm monsieur le maire de Diass. di nuyu waa Diass yëpp pour di leen ziar. di la dalal jàmm. te xam naa ni rek tey moom déedéet dina neex ndax la ma dégg Diass moom doy na waar. mais Diass ñoom ñooy bës de parce que fu mu ne nii. ak aéroport ñoom Evac ñëpp fa la ñu bëgg a kile. bañ fa defee man dama ne woon damay toogi Samkeej wala ma dugg Dugaar. waaye dañ fa defee aéroport ba pare maire bi midi lay yeewu. maire bi waaw nit ñi di ko xam nga yooyu tamit da ngay waaroo. te ngaa bàyyi ma saafoon teg na mi Adja Linguère ba noppi. waaw doy na waar de. Linguère. salaamaaleykum. mën naa la waaw mën ngaa fay nuyoo kay. di defarwaat waaw soxna day defaru noonu la. bisimilah Diop. tey dama bëgg a rentrer aéroport ba. xool la fa xew. waaw moo tax fas yéene tukki nii da amoo passeport amoo visa. xaritu Mbène Diatta Seck yooyu laa jël léegi. li mu woy damaa dal. li tax nga baax a baax. lu tax ma yaroo lu tax ma yaroo. waa ji la sopp di la jëndal or moo tax nga. waaw comme dama am kuy kii sama lu ndox na ndax neex moo tax. loolu yëpp am na ci au bee baa laa waa. ibi simila. maa nga fële ca mairie bu Mbaaw. ibi simila toog ñu jàpp sama ñaar. aywa bisimila. kon dañuy ñëw door lañ daal door rek jërëjëf Cheikh Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey la sama maam yàlla na mat leen son Mandela te bu ko jëloo di ziar mboolem diine kilifa aada yi di ñaanal sunu maam sunu soppe maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla yokk leeram taasuñ ci barkeem Sëriñ Mountakha moom Cheikh Mouhamadou Bassir bi yàlla na yar mi woyof lool ci kawam waaye noonu lañ koy ñaanalee Baye Abdoulaye Thiaw Laye mu yàgg fi loolu te wér li ko waral mooy da ngeen di suñuy xalif généraux te ñun bu ñuy nelaw yéen a ngi ci dar bi te jàmm réew mi rek leen fa bàyyi te réew mi yaatuwul ñun ñu ko dëkkee bariwul kon jàmm rek ay suñu mbokk yàlla na fi gën a saawan baawan waaye noonu la ñuy ñaanalee yaay di gën mu dëkk ak soppeem ba Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam waaye noonu la ñuy ñaanalee mboolem koo xamante ne jamono bu ñu toog di wax da nga nekk ci naqar baa nga nekk ci tiis jaaxle ngir dafa am ko fa dëddoo ci fi nga nekk wala ñàkk wala leneen ak leneen yàlla mi nga xamante ne lu mu teg loxoom mu sedd yàlla ci daal di teg loxoom ba wutale leen wutal waaye noonu la ñuy waxee képp ku nekk ci bànneex boo xamante ne ni dafa wàcc ci sa kaw yàlla gën a saawaan baawaan law lool ci njaboot gi ba nga mën koo jariñoo noonu la ñuy amee tey nag mbégte bu baax a baax fan yi moom dañuy am mbégte ndax li tax ñuy am mbégte mooy xam nga Eva toog ak macha allah nit mag mu yaru da am bopp am xel dafa neex parce que da nga ciy jàngatee sama maam daf ma ne woon Diop ma ne ko waa mu ne feeg yaa ngi wax di wax li nga xam boo noppee dégg loo xamul woon
fan yi nag ñuy dégg lu ñu xamul woon wax dëgg yàlla ci maire yi di xam seen liggéey di gën a xam ci leneen lu ñu nekk waaye tey nag ñu am maire bu mat maire macha allah parce que maire bi nga xamante ne comme moom daa xew dëkkam xew fa mu nekk xew ñëpp ngir wutali fa ñu bëgg a xam rek aéroport ba moom lu ko yëngal dégg naa temps yi daal yaa yëngal gësam ndax départ yi ci yow lay jóg. El Hadj Cheikh Tidiane Diouf bisimilah. salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu. commencé nuyu boobu d'abord ci seen PDG directeur général bi. jàpp naa ne bu ma ko nuyoo nuyu naa bépp élément boo xam ne yaa ngi liggéey ci TFM waaye di nuyu équipe bi nga xam ne ñoom ñooy defal wareef di profito aussi d'abord nuyu gërëm sama mbokku séeréer saafe ni ngooba ne ɗu tum ne mi nga monsieur le maire Cheikh Tidiane Diouf ay hay woti pour a wonaɓi saafen a wonaɓi Sénégal ini xame ngani wi e wat tax ɓo kuro donc loolu laa doon nuyoo sama mbokk yi mi woba ne corkat maa ngi nuyu kilifa diine yi nekk ci biir dëkk bi kilifa aada yi di nuyu également suñu kilifa yi ngam ñoom ñoo nekk ci dëkk ba yëpp samay naataango yi mais beral nuyoo également conseil municipal bi nga xam ne tey bu ma demee ba yegg fii tey ñoom ñoo ma jàppale. très bien naka waa Diass nu mu def. waaw waa Diass ñu nga fa ñu ngi leen di nuyu di leen namm te di leen xam ne également seen émission bi nekk na loo xam ne lii ñoom dañ koy suivre chaque jour. moo tax bi ñu déggee ne seen maire tey moom la ñu invité. ñoom ñëpp tey boo demee Diass tey ku nekk yaa ngi jàkkaarloo ak TFM di suivre émission bi en direct. maire dañu ko xam ci communication mais am na maire yoo xam ne dañuy waaf de duñu ñëw lu tax. waaw xam nga damay jàpp ne maire bu fekkee ne xam nga lan moo tax ñu naan maire nga. mooy fépp fuñ la woo. da nga war a teew. luñ la laaj da nga ko war a leeral lu nit ñi xamul également da nga leen ko war a xamal. ndax loolu moo tax ñu tànn la foofu. parce que bu fekkee ne comprendre nga lan mooy le sens de la décentralisation. mooy gestion de proximité maanaam jegeel sa askan. di bokk ak ñoom guddi ak bëccëg. loolu maire bu ko comprendre rek yaakaar naa ne waroo daw. te tey ku dem Diass tey xam nga ne Cheikh Tidiane Diouf maire Diass nekk na la koo xam ne kii ku jege askanam la. lépp loo xam ne li Diass ñu ngi koy am ci bànneex naxar kenn du ma fa jiitu. yàlla def na sax man mii di wax ak yéen fa laa yeewoo guddi ak bëccëg. tey boo soxlaa Cheikh Tidiane Diouf maire Diass boo demee bureau ba fekk ko fa boo demee këram moom da lay recevoir. très bien Ndoye Bane. waaw merci beaucoup monsieur Diouf ñu ngi lay nuyu di nuyu tamit Eva ma lay xamal ni kii toog ñu ngi lay jaal di la jaal maire bi nga xam ne moom nga remplacé benn mandat lay eggale ka nga xam ne moom la remplacé dafa wàccub liggéey ma lay laaj sa digganteeg monsieur le maire boobu nga xam ne dafa wàccub liggéey ak lan nga fa liggéey lan moo nekk sa taxawaay Diass ba tax bi mu wàccee liggéey waa Diass yëpp ni yow la. jërëjëf Ndoye loolu dama ci sant di ko ñaanal yàlla. yàlla yërëm ko xare ko aljana sama diggante ak mooy le feu maire Aliou Samba Ciss waaw nekkul woon diggante maire ak adjoint nitam la woon ak waajuram daf ma formé ci lu bëri loo xam ne li ci doxalinu àdduna te ñu bokk suñu village Toglu nga xam ne même bi mu nekkee président ASC Toglu ci jamonoy vers les années 92 man mi maa nekkoon secrétaire général u ASC ba dañoo yàgg mu formé ma ci politique ndax man mi di wax yow ci parti socialiste lay évolué moom AFP la nekkoon moom dafa nekkoon parti socialiste ba 99 la def AFP mais bu mu demee AFP sama digganteek moom musul yàqu ba yàlla def ba 2014 2009 avant j'étais conseiller rural d'abord 2014 yàlla def ñu boole ñu nekk coalition ñu gagné mairie bi ma nekk son premier adjoint ñuy liggéey mag moom liggéey bu am solo boo xam ne wi tey ñu bëri sax dañ daan foog ne man maay maire parce que man maa daan diriger conseil municipal bi maa ko daan teewal fu ne donc mu nekkoon amoon complicité sama diggante ak moom ba yàlla def bi ko yàlla jëlee le 12 juillet 2020 conseil municipal bi dajee le 24 septembre 2020 ñu fal ma nekk maire continuer li nga xam ne man ak moom ñun ñoo ko sumboon donc loolu moo tax ñu am ci man confiance ne ki doon liggéey démb ak barki démb fekk adjoint la jàpp ne bu génnee àdduna xel warul xalaat ñu koy remplacer ak keneen. amul woon xëccoo diggante PS ak AFP. non amoon na AFP amoon na candidature am mais xam nga candidature boo xam ne dama ko respecté woon li tax parce que aussi Diass parti bu nekk tey bu sañoon yow yaay conduire les destinées de Diass
waaye du jas pour maanaam nekk maire du problème mu parti problème mu askan bi dañuy xool kan la ñu yaakaar ne kii buñ ko fi tegee li ñu soxla dinañ ko mën a doxal loolu nag aussi ñoom niñ nekkoon candidat tey dañoo nekkoon candidat mujje mais tey boo demee conseil municipal bi tey ba élection ba jeexee kenn mënatul xamee kan moo bokk parti bi ak kan moo bokkul parti bi. waaw mais moom lan la fa sumboon lu yegg ak lan nga bi nga jëlalee ngay lan nga fa fekk lu yeggul loo fas yéenee yeggale ak lan nga fi yow lan nga fas yéenee def loo xam ne dañ naan lii yow yaa ko def. waaw monsieur le maire Aliou Samba Ciss def na fi lu am solo parce que def na 19 ans 2 mandats de président conseil rural ak benn mandat de maire te ci boo demee ci mbirum éducation mbirum santé ak mbirum social wax dëgg si yàlla def na fa loo xam ne lii tey am na village yu bëri yoo xam ne tey amuñu woon école moom ci la ñu amee école am na ñu bëri ñoo xam ne tey jàppale na leen tey ci formation ba ñoom ñu am seeni métier tey bu ma doon lim son bilan tey ci 19 ans yu mu def tey yaakaar naa ne duñ fi jógee mais dama lay tënkal ñaar yooyu rek mu nekkoon priorité ci moom mooy éducation ak santé loolu moo tax tey boo demee tey ci biir Diass tey ci ayam la ñu amee juróom-ñaari CM ak ñaari lycée loolu rek dool na firndeel Diass tey ci ayam la ñu amee juróom benn poste de santé ak 12 cases de santé loolu rek mën naa ko lim ci li nga xam ne liggéey nañ ko ci ayam te bu ma ci doon continuer di lim tey am na village yoo xam ne tey amuñoon électricité moom moo leen électrifié CM yi ma lay wax nii du woon compétence communauté rurale mais bu mu koy créer dafa jëloon alalam tabax demander état pour que état ñëw accompagner ko jox ko autorisation pour que ñu mën a def te xam nga ne CM du compétence communauté rurale donc tey boo demee également am na xale yu bëri yoo xam ne tey ñu ngay dawal oto Diass tey moom moo leen formé wutal leen permis de conduire ba tey ñooñu ñu ngay continuer di liggéey bu am solo ba xam ne ñu nga def ci seen kii ci seen poste mais li nga xam ne li moo ma gën a frappé ci moom tey dafa am loo xam ne ci mbirum emploi dafa dem Agadir en Maroc gis fa benn projet agricole mu andi ko installé ko Diass bu ma waxee tur bi sax xëy na mën ngeen wax ne damay publicité mais waxtaan la rek donc projet boobu tey boo demee Diass tey ci wàllu emploi projet bi mu ngi dégénérer lu bon plus de 5000 emplois mooy projet bi naan Vanous c'est un projet agricole boo xam ne vraiment tey boo demee Diass tey ñu bëri tey ba romb Diass sax fa la ñuy xëy di liggéey ci mbirum mbéy te boo demoon tey découvrir ko tey di nga xam ne lii de bu ñu naan le PSE bu ñu naan retour à la terre Diass exemple la à cause de ce projet là. ok yow léegi nag lan nga fas yéene def yow. waaw man bi ma ñëwee comme ni ma la ko waxee j'étais son premier adjoint et xam ngeen ne administration c'est une continuité. tout à fait lépp loo xam ne li sumboon na ko amoon ci mébét te ñu déparé woon ko bi ma ñëwee dama ko accéléré am yoo xam ne yi nit yàgg nañ ko mbébét mais jotul woon am jot pour mu def ko exemple bu ndaw bi ma la jox tey mooy ci mbirum sécurité d'abord tey boo demee Diass tey am nañu suñu poste de brigade de gendarmerie nga xam ne dafa amoon mébét bi waaye bi ma ñëwee dama ko booster accéléré ko ba tey brigade mu ngay fonctionner tey boo demee tey brigade de sapeur pompier bi nga xam ne bi intervention bu daan am da nga daan daw Mbour wala Saly di leen xaar mën nga toog 2 heures de temps pour intervention tey bientôt en moins de 1 mois incha allah la brigade de sapeur pompier sera réceptionnée parce que travaux yëpp def nañ ko ba pare. très bien tey boo demee tey ci mbirum emploi Diass fu muy dem tey wax ngeen ko mooy aéroportu Diass mooy zone économique spéciale intégrée mooy le pôle Daga Kholpa li ma jëkk a def mooy dem paraphé benn convention avec ONFP mooy office national de la formation professionnelle pour waajal samay ndaw ñi su ko defee métier yi nga xam ne dafay ñëw ëllëg ñu mën leen a teel a capter mën cee bokk. très bien parce que le PSE du Sénégal li ci gën a bëri Diass la xam naa dañ ci dugg. donc tey beneen bi mooy bi ma ñëwee dans la mairie de Diass maire kese warul liggéey li ma jëkk def mooy créer des services jël des jeunes diplômés de la commune de Diass nga xam ne doomu waa gox ba la xamal leen ne yéen mairie Diass bu doxee yéen la bu doxul yoon la. très bien jox leen responsabiliser créer ay services jox leen ko nga xam ne ñoom ñoo may proposer man may valider. boo tegee foofu loxo. ñoom ñoo lay proposer yow ngay valider. loolu mooy doxal ànd. waaye dañuy bëggoon rek commencer par le commencement. ndax yow moom bu ñu nee Diass rek xel dafay dem ci aéroport bi ñu bëggoon xam bi fa aéroport bi nekkee ba léegi
lan la jëriñ population wu Diass rawatina jeunesse su Diass. voilà sawar aéroport bi dinaa ci sawar am na côté positif comme am na côté boo xam ne bi néfaste donc parce que aéroport bi ñu koy créer c'était en 2001 donc ñu defar ko mu jël une superficie de 8000 hectares. D'accord. Donc 8000 hectares yooyu boo ko doon jël tey bu fekkoon ne tey aéroport dañ koy clôturer kon village yu bëri dafay nekk ci biir aéroport bi. D'accord. Loolu sax dafa nekk gàllankoor ci paysans yi nga xam ne ñoom ñoo ko wër moo tax di ngeen ma ci may ma ñaan le président de la République def nañ ci ay démarches waxtaan nañ ci ak ay aéroport avec les services pour que li nga xam ne dafa dem ba jël village yi. ba village yooyu tey jii pour nga am autorisation de construire nag dafay poser problème le chef de l'État président la Macky Sall nga xam ne xam na lan moo nekk ci askan bi mu jàppale ñu ba décret bi nga xam ne bii moo yóbbu aéroport bi ba 8000 hectares mu mën koo wàññi su ko defee village yooyu ñu bañ a parce que ñun on est preneur parce que dañ jàpp ne aéroport bi suñu aéroport la bien la boo xam ne bi adduna bi yépp lay servir et on l'a toujours accompagné te mosoo dégg waa Diass di jooytu ne bëgguñu aéroport bi malgré que nag am nañ ci ay jafe-jafe parce que am na ñoo xam ne ñii sax c'était des impactés de l'aéroport ba léegi am na ñoo xam ne ñi jotuguñu seen ndàmpaay mais malgré loolu lépp lu aéroport bi andi dañ koy gunge parce que loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo la am na loo xam ne def nañ ko Diass parce que bi ma ñëwee di assurer intérimaire bi dama demoon rencontrer l'ex-directeur Mbodj waxtaan ak moom parce que dafa am benn ravin boo xam ne bi moo traversé Diass bu tawee Diass kenn dootul génni mais quand même def nañu effort tey ba tey boo dem Diass tey ravin bi ñu ngi koy defar pour benn dalo boo xam ne carrossable donc pour un montant global de 1 milliard de francs CFA loolu lu sonnaloon nit ñi la tey ci li nga xam ne waxtaanee naa ko ak ñoom parce que maa ngi soog a ñëw mooy tey maanaam pour rectifier erreur yi amoon parce que dama jàpp ne am na lu bëri yoo xam ne dal lañu Diass mais waxtaan moo amuloon au préalable donc tey yooyu lay rectifier tey moo tax ci waxtaan yi ma waxtaan ak ñoom taxaw nañ tey ci jigéen yi pour que foyer des femmes yi nga xam ne ci la waa Diass war a commencer di liggéey seeni mbir mooy jigéen yi parce que looy wax ci àdduna da nga leen war a solaare moo tax ma ne ko fexe leen ba foyer des jeunes boobu ngeen defar ko su ko defee suñu jigéen yi nga xam ne jàmbaar lañu tey boo demee Diass ñu ngi daw guddeeg bëccëg ci kaw tali bi au moins ñu mën a am foo xam ne fii seen activité dinañ ko fa mën a def loolu pour wax leen ne vraiment ñoom ñu ngi commencé di def effort ñu ngi commencé di collaborer mais am na loo xam ne lii aussi fu ma toog dama ko wax parce que maire moom il porte la voix de la population mooy le volet emploi Diass a tout donné à l'aéroport international Blaise Diagne président bu muy inauguré aéroport bi dafa ne communes yi nga xam ne ñoom ñoo ko seq fexe leen ba ngeen gis seen bopp ci aéroport bi mooy le volet de l'emploi loolu dañoo defoon anticipation former ay xale ci métier aéronautique parce que dañoo bañoon ñu ne non waa Diass day amuñu métier bi mais c'est dommage que tey du ma la ko wax man du ma am kerse pour wax ko parce que ku ma defar rek dama koy wax c'est dommage que la commune de Diass ak la commune de Kër Moussé ni ñu waroon a gisee seen bopp ci emploi ci aéroport bi loolu moom amul d'accord man dama koy wax non ay quelques gosses ñoo fay liggéey mais responsabilité ñu yor sax c'est des responsabilités limitées d'accord alors que wax naa leen ko nee naa leen lépp loo xam ne lii expertise locale la Diass am na ko kon dama jàpp ne tey la président la bi waxoon d'accord naa am na transfert parce que am na ñu nekkoon aéroport Dakar ñooñu mënoo xëy nga ne leen dootoo leen liggéey mais yi nga xam ne c'est des postes yu bees te waa Diass war ko mën a liggéey waa Kër Moussé war ko mën a liggéey président la wax ko jàpp naa ne bu fekkee ne tey aéroport bi dafa jël toolu waa Diass yi ñu gungee ko ci te ba ñuy pose première pierre ba gungee ko ci bañ koy réceptionné ba tey ñu ngi continuer di leen ko gunge doom yooyu nga xam ne tey seen baay ñoo daan dool béy ca tool ya tey mënatuñu béy parce que dañoo nekk ci espace aéroport bi jàpp naa ne pour defal seen waajur mën ñoo na def dara mu dul jël seen doom yi su ko defee bu weer bi dee sax ñu mën a teral seen way xel mën na ko nangu di ngeen jërëjëf Diouf c'est clair xel mën na nangu loolu xel da koy romb nangu sax ginnaaw bu ñu ko dalalaatee man damay ñëw ci fi mu daaneelee mooy que gis nga ñi ngi waxtaanee waxum mairie yeeg affaire yi xam nga di leen laaj fu ñu toll lu ñu am luy seen budget lu ñu def mais li mu wax nii tamit dafay wax bu responsable parce que sër askan da nga leen war a jooyal foo toll
ndax man damay wax ne ku la jaayloo sa mbaam war na laa yenul sëf-sëf ki jar ne la jàkk xool ba meex ba mun la jaayal sa mbaam mii su paree na am ngor gu tool ne la fàpp yenul la sëf-sëf bu ñu nee ubbi nañ lu tool ne aéroport Diass ñëpp waaye léeg-léeg ba laata kay jaay itam na nga ko wax ndax bu ma ko jaayee da nga ma yenul sama sëf déedéet contrat day leer déedéet xam nga olof lu mu wax lu nekk dafa am lu mu tënk ca ginnaaw dëgg jëw xam nga olof da dul wax lépp ba mu jeex ndax léeg-léeg day wax bàyyi dara ca ginnaaw la ca des nag xel maa koy moo tax luñ naan lan wax bu àgg ngaa ka belende mi sàcc samay wax ko moom xam nga dafa am loo xamante ne nii nit ki doo ko ne am ta bu ko sa loxo laal damay wax ne Sénégal laa gis may ma beñe nangu beñe ba bàyyi maa ngi nii nit ba ñu may jooy fu ma romb ñu ne ma lekk nga xam nga li mu jooy dafa metti parce que ñëw jël sa suuf def ci dara li ñu def pour askan bi yëpp la pour Sénégal la pour ubbeeku la ndax foofu la àdduna toll mais suñu paree normalement ñi ko wër ñëpp war nañ ci mën a gis seen bopp te loolu bu ñu koy laaj dañ koy laaj maire te fekk ne état la kon li ñu wax ne état na gën a dooleel maire yi loolu dafay loo xamante ne nii mënul ñàkk ndax boo nee compétence transférée mooy que moom dafa dindi ci li mu am war leen jox yéen pour ngeen gën a am doole pour askan wi gën ci gën mën a yëg seen bopp parce que ki ne bëre tey Diass du dem di seeti ministre warul dem seeti gouverneur warul dem seeti préfet mais ci maire bi lay njëkk a jaar su mënul ñàkk nag mu soogaay di yéeg mais malheureusement ñun Eva suñu pyramide dañ naan bëreet dem ca collox la wala ñu ne bëreet ñu dëpp ñu ci suuf moo tax diggante pyramide bi njariñ bi du mën a am du mën a feeñ parce que bu fekkente ne yow tey li nga war a jooy ci maire bi moom maire bi soo demee jooy ko moom compétence am eggul ci loolu dafay daal di metti te problème mu suuf dafay poser fu ñu tollu Sénégal nit ki boo julee suufam war nga ko mën a jox dara lu tegu ci loxoom suñuy xaar ñuy ubbi fenn tamit parce que damay dégg olof di wax naan bu ñay dee xàll mbabal doom jaa tax bi ñuy tabax aéroport bi Diass waa Diass yëpp dañ doon tàccu parce que li ñu jàppoon mooy ku am lu bees lu nekk di nga ca bànneexu ñu jàppoon ne xëy na bu dikkee ñu mën caa amub liggéey ndaw ya mën caa xëy jigéen ñi mën caa for dara ñu mën caa yokk dara mais bu fekkente ne dañ ko faa ubbi ba pare ñoom ñu delluwaat nañ ma baal ci wax ji gën a nekkaat ci ndóol gën a nekkaat ci sonn di seen ñuy tukki ñuy diri seen i valise di dem ak a ñëw tiimub aéroport rek avion rek di leen sonal nekkatul la mu war a doon mais ma dégg fan yi Eva ma gis ne kon Sénégal ndekete maire yaa ngi dox mais li ñu toog ak ñoom ndeke mi ngi indi leneen loo xamante ne nii ku ko ci deful woon xëy na di nga ko xalaat mooy bañ na yàcc ne yasar ne ngaj falum l'observateur bañ ubbi dara sa dëkk nga naan fu samay ndaw di xëy ndax dégg naa keroog maire bi wax na ko fi maire Malicounda moom waxaat na ko mooy damay gàttandu dem yóbbu ji samay ndaw ñu former leen balaa ëllëg ñu naan leen lu ngeen di wut waaye nañ leen wax lu ngeen mën a def parce que boo demee France ñu ne la lan nga jàng nga dem Amérique ñu ne la loo mën nga ñëw Sénégal ñu ne la ci ban tarixa nga bokk ban carte de membre nga am fooy xadaraa guddi donc dañuy dem ba li ñu waroon a jox duñ ko jox ki ñu ko war a jox te nit ki bu ko bëgg mu ko ba dénk ko lu mu mënul liggéey bu ko dénk sa xarit dénk ko xaritu liggéey ba kon li ngeen di def nii maire yëpp war nañ ci jàng mooy que di prévoir balaa ko dara di ñëw teel a jëlal seeni jeunes yóbbu leen ci lu jëmale ci formation mais lii nga wax nii moom da nga ko war a yuuxu feneen ak feneen ak feneen parce que aéroport ba bu ca waa Diass jariñuwul waa Kër Moussa jariñuwuñ ca région boobu nu li ko wër lépp waroon nañ ci mën a jariñu mais man li ma lay gën a laaj mooy booy xool Diass nekk dëkku bayukaay ba tey xale yi fay jóge di ñëw Ndakaaru di daan si seen doole bari lool ba ci gone yu jigéen yi mais bu période nawet bi dikkee da ngay gis ne ñoom ñëpp dañuy daal di dëppaat delluwaat ci biir kër yi te bu ñu liggéeyul ci aéroport ba nekk ñu lu dul di dàq ci mbuus yeeg ci tool yi daanaka duñ mën a am dara comme tudd nga jigéen ñi lan nga prévoir pour emploi aux jeunes yi yow voilà loolu merci Adja La Linguère dama ciy sawar parce que jigéen ñi dañu nekk samay xarit donc c'est l'occasion pour ma ay jàmbaar lañ ay jigéen ñi non jigéen ñi samay xarit lañu parce que lu baax ci jigéen rek ñoom ñoo defar kër yi loolu moom dama koy témoigner exemple bi ma lay jox rek mën naa ko joxe ci man waaw léegi nag rox boobu waaw loolu laa bëgg seen jëkkër ñëw na Dakar du fi takk ay jabar ndax seen jeeg ji dañuy root rek waaw loolu d'accord naa Ndoye Bane mën naa ci d'accord ak yow mooy li Adja wax léegi mooy tey loolu mooy sama combat à Diass mooy tey dama jàpp ne Diass dafa war a nekk modèle ci communes yi yëpp parce que Diass dafa mériter un accompagnement tey boo xoolee tey jigéen ñi dañ leen créer ay groupement yóbbu leen di defal leen formation ci transformation fruits et légumes tey boo demee tey ca Diass di nga xam ne lépp lu ñu leen waroon a accompagner ñu ngi koy def mairie bi am loo xam ne ci budget chaque année daf koy dindi yaa ngi dégg mu jàppale la ko GIE ñoom ñu koy wëlbati seen biir donc loolu nga wax noonu
moo tax bi ma ñëwee li ma jëkk def mooy dem rencontrer toutes les entreprises locales wax ak ñoom xamale ne quand le président de la République di wax problème employabilité des jeunes mooy d'abord le privé jas waratuñu jógee jas di dem wuuti liggéey Dakar parce que li ñu doon wuuti Dakar mu ngi jas te dëgg la kon tey loolu man monsieur le maire loolu mooy sama combat d'accord te jàpp naa ne waa jas yëpp mënuñu liggéey ci aéroport non mënuñu non du aéroport rek moo fa nekk am na yeneen entreprise yi fa nekk port de Ndayane portu Ndayane bi foofu yëpp dinaa ci ñëw portu Ndayane te genn wàll gi daal géographiquement dafa mel ni jas port bi jas la gën a jege que Ndayane effectivement portu Ndayane yooyu yëpp dama ciy ñëw waaw parce que dama la ne lii xew jas tey presque ñu sénégalais yu bëri xam ni ko j'ai très tôt compris enjeu bi moo tax ma teel a jóg mooy la zone économique spéciale intégrée qui fait 718 hectares nga xam ne tey c'est des grands industriels développeurs nga xam ne à 60% de leur exportation dañ koy yóbbu bitim réew d'accord tey loolu jas warul rater le train donc moo tax may ñaanat encore le chef de l'État le président de la République waaw muy wax ak ñooñu ne bu ñu installé wuju nañu jël en compte waa dëkk ba parce que boo gisee lu bëri nit ñi di frustré wu frustration ak bañ projet bokkul amul benn projet bu ñu mus a samp jas tey waa jas ne d'accord wuñu heure bu ñu waxee rek xamal ne dañ ciy gisul seen bopp et xam nga loolu lan moo koy mettil da ngay bokk ak nit ki benn école de formation à Dakar amaana sax yow yaa ko dàqoon na jàng ci école de formation bi mu xëy tey mu naan la maa ngi liggéey jas ci benn entreprise alors que la compétence est là keroog wax naa ko bugguma def publicité wax naa ko keroog waa Siagro mooy usine Kirène bi nee naa leen yéen partout dans le Sénégal da ngeen di def sponsorisation fu ne mais amul benn action concrète boo xam ne bi mën ngeen taxaw te ngeen ne ko yéen a ko posé jas à part maternité bi ngeen fa tabaxoon à l'époque man je suis comme ça. ah loolu moom c'est pas bien. te tey pour tout Sénégal yëpp foo dem dañ naan Kirène eau minérale Kirène waa Kirène liggéeyuñu ca. Kirène liggéeyuñu fa. d'accord. amul waa jas yu liggéey foofu non dama lay expliquer xam nga man monsieur le maire man je suis naturel man je porte la voix de la population te nu muy Amérique noonu laa koy waxee. d'accord am na ñoo xam ne nag dinaa leen remercier boo leen ma ko mayee. mooy ñi mel ni les ciments du Sahel. mel ni Dangote mel ni Vanous ñooñu dañuy jàppale par rapport à la RSE. tey lépp loo xam ne li tey waroon nañ ko def te defuñu ko te parce que budget bi mënuñ ko ci inscrire ñoom bu ñu waxee ak ñoom dañuy daal di inscrire. monsieur le maire kon ci gàttal yow tey matière bi fa lañ koy jëlee. li ñu mën a jàpp tey mooy recevoir nañu maire boo xam ne dafa am ay soucis. maire boo xam ne localité am doxul torop. yi mu ca bëggoon yëpp amu ko. dafa risqué yow fu mu ne nii ci loolu nga ne. c'est-à-dire tey maire bi li nga xam ne bi tey. dafa bokk sama compétence. d'accord inscrire ko ci sama budget d'investissement. waaw. loolu maa ngi koy exécuter à 100%. waaw. mais dafa am loo xam ne li bu la fekkisee. waaw. ka ca war a jëkk a jëriñu d'abord waa gox ba la war a doon. te yooyu problème la ci waa te yooyu problème la man bi ma ñëwee nag man damay sol sama dàll ànd ak sama équipe. di dem di rencontrer ces sociétés là. jaadu na. pour wax leen ne dafa am loo xam ne li dafa war a dàkk. loolu mooy rôle lu maire c'est-à-dire du ma toog ci rajo yi di wax. damay sol sama mais di nga bind quand même ñu gis ne lii. non damay bind am traçabilité. bind bi du ma doy madame Eva. damay ànd ak sama équipe peut-être bu ma doon projeté woon tey nga gis ma ci biir àll bi. di nga naan waa kii monsieur le maire la wala kii lan la. parce que loolu laa gëm man du ma maire boo xam ne da ngay toog sa bureau ñu lay rendre compte. man may wàccal sama bopp sur le terrain ànd ak nit ñi diriger délégation yi. tey jas bu doon tàkkatee ñaanu ma ko yàlla. damay ànd ak nit ñi dem sur le terrain toog jàkkaarloo ak population bi. et la presse man nañ ma témoigner. heure bu waa jas génne man damay génne taxaw seen wet di leen défendre. défendre na nag ci li mën a ne wax leen aussi ne lii mënul nekk. man noonu lay fonctionner le port de Ndayane wax nga ko. bientôt dafay ñëw portu Ndayane yu tey am na 400 hectares yoo xam ne ils sont dans la commune de Diass. 400 hectares qui sont dans la commune de Diass. le pôle Daga Kholpa qui fait à peu près 3000 hectares. donc moom laa la wax ne c'est-à-dire li may ñaan te askan bi di ko ñaan mooy bañuñu projet état bi. d'accord ñu ngi gunge état bi nu mu mënee. waaye ñay gérer projet ba. ni ko njiitum réew mi di santaane
ñoom duñ ko defee noonu. d'accord. mango sànq dugg na baan maa ngi ñëw léegi ci yow dugg nga ci waxu transformation fruits et légumes. te loolu moom boo ko waxee itam dinañ gis ne jigéen ñi dañuy soxla matériel. ñii dinañu soxla fu ñu conserver mango yi ak yooyu. naka ngeen di def ak loolu. waaw loolu maa ngi ciy liggéey. D'accord. pour un projet xam nga quand je te parlais de foyer des femmes. donc parce que tey par exemple just tey bu ñu mango jeexee rek. waaw boo amul benn frigo fi nga koy tegee rek mango bi jeex na. c'est vrai. et jàpp naa ne mango war na mën a jeex ñu continuer di joxe mango. exactement. donc loolu moo tax ma xalaat loolu ne. tey bu ñu amee le foyer là am ay chambre forte yoo xam ne dina am système bi ñu ko mën a conserver. pertement bu bëri di am ci mango yi dootul amati. waaw kañ. donc maire nag dafay innover dafay xalaat. loolu ci yooyu dama ko fekkul sur place moo tax mooy li ñu doon wax léegi am na loo xam ne sama prédécesseur am na lu mu def lu am solo. am yoo xam ne yi nag dama ne tey dama tolloo ak jamono. damay jéem a xool li nga xam ne bi jamono bi loolu la laaj. ma teg ko su ko defee sama askan parce que dama bëgg Diass mu nekk benn référence dans toutes les collectivités du monde entier. budget wu Diass ñaata la. 1 million dafa am à part liggéey bi ci aéroport bi amul benn taxe bu fay jógee ci taxe yeeg leneen ak leneen. si am na taxe am na ñoo xam ne exonération la ñuy am. d'accord tey budget Diass mu ngi 1 million 200. donc avec on investit un budget d'investissement de 400 millions yoo xam ne 1 milliard. excusez-moi 1 milliard. donc ci li nga xam ne bi damay faral di ko wax gars yi. mooy li nga xam ne moom lañ ma voté pour ma exécuter ko loolu maa nga ca tey c'est des priorités yoo xam ne conseil municipal bi ñoom ñoo ma ne monsieur le maire lii priorité dama bëgg nga defal ñu ko. d'accord loolu maa nga cay xëy te boo ma mayoon sax mën naa la ci dugg ci détails yi. kay bëgg na ñoo xam su ne ko nga fa defee def tey. mooy école 2 bu Sacré parce que c'est des questions de sécurité tey dama koy miire ci sama budget bi. miiree goo ko. non xam nga budget moom doo ñëw rek nga ne acca mooy les procédures là. mais la faleeg léegi boobu. non mais kañ la ñu fal budget bi kañ la dugg am na yi ma commencé. waaw tey boo demee tey commencé naa yenn chantier yi ak yoo xam ni également fonds bi bu disponible lu gën mënoo ko commencé. parce que budget du coffre-fort bi nga xam ne da ngay naan rek dama bëgg a tabax tey école rek. acca andil entrepreneur bi rek demal commencé liggéey. yoo xam nga les procédures administratives. xanaa après élection yi nga koy miir. non yëpp bëgg naa ko réceptionner balaa octobre incha allah. waaw pour gars yi woteel la. mooy fii ak juróom benn weer fii ak parce que octobre. tey école yi ma la wax noonu mooy école 2 bu Sakiraat. mooy école Altuwel. école Bandia. école Gandoun. poste de santé bu Tuglu. yooyu yëpp kenn miirewu ko. non moom laa la yi ma inscrit ne dama koy defar te am na yi ma entamé ba pare moom laa la expliquer li nga xam ne li c'est le budget d'investissement. conseil bi arrêté ni lii la ñuy def. d'accord. xam nga loolu c'est un programme qui est déjà ficelé. à la collègue foog nga def ko. parce que boo ko defulee également bu déwénee booy def sa compte administratif dinañ la ne da nga ne woon da ngay miire école bi te miire woo ko. dëgg la. yaa ngi dégg parce que aussi on est dans une administration nit ñi niñ koy bëggee ak li la ko yoon di may aussi mënoo ko defee noonu. c'est vrai. mais li ma la mën a garanti mooy incha allah yi ma lay simeloon mooy école Sakiraat école Gandoun Altuwel Mbayar yooyu yëpp fas yéene naa ko defar poste de santé maternité bu buxu bu mu nekkee ba léegi musul am maternité. buuxu genn. su ma fi jógee woon di dem Diass ndax am ngeen ci centre commerciaux yu bees yi am léegi. non centre commerciaux yi amuñu ci. mooy li ma la wax ne c'est-à-dire tey Diass j'ai un programme pour Diass si les différents secteurs. xam nga il faut comprendre que ne c'est un maire boo xam ne bi 8 mois la fi defagum. D'accord. Comme titulaire. D'accord. J'étais adjoint au maire. donc bi ma ñëwee comme maire titulaire dafa am yoo xam ne dama ko bëgg a accélérer moom laa la expliquer ne tey boo demee tey buxu seen maternité ba maa ngi koy commencé tabax. ba presque mu ngi ca finition ba. ca buuxu. tey boo demee buuxu non benn buuxu la buuxu robinet arrêt bi la. arrêt bi mooy buuxu waaye mooy buuxu robinet. tey boo demee Tugloo daf muy garage Benteñe musuñu am poste de santé maa ngi fay tabax poste de santé recruter leen également infirmier. chef de poste
ok Guéraw ci yéen la bokk. non Guéraw ci Sindia la bokk. ay paaki ay 22 villages. paaki Ciiki yooyu yëpp ci la bokk. yooyu yëpp ci ñun la ñu bokk. ci Diass la bokk. ci Diass la bokk. est-ce que am ngeen ay partenaires sur le plan international pour mun jàppale leen. wooy coopération xam nga mooy li ma c'est-à-dire commune ku ko xam dëgg-dëgg il faut la coopération décentralisée. C'est la recherche des partenaires local d'abord mooy entreprise ma la doon wax ne ñu ngi intervenir. ak loo xam ne c'est au niveau international. tey à Bordeaux am na waxtaan ak benn convention avec le maire tous les vendredis parce que dañoo ficeler dañu bëgg def benn genre serment d'amitié entre les deux communes. def jumelage. Le maire de Laxoum dans la grande Nancy. loolu ñu ngi ci. Les Sénégalais de l'extérieur tey sama 3e ambulance bi ma am Diass tey ñoom ñoo ma ko may. moom nga doon joxe barki dem. moom laa doon joxe noonu. D'accord. tey maa ngi commencé pour le centre socio-culturel de Diass parce que xale yi ñoom ñoo koy laaj. sama partenaires yi nekk Italie ñoom ñoo ma jox bibliothèque virtuelle boo xam ne bi tey. lépp ñoom ñoo koy équipé. tey boo demee tey ci mbirum. partenariat boobu ba léegi. fi may wax ak yow nii maa ngi xaar benn conteneur boo xam ne matériel médical la. ce sont des partenaires de l'extérieur ñoo ma ko jox. ok donc mais Diass amul benn usine bu fa nekk buy togg xaw ma gasoil xaw ma buy xeeñ foofu bay déranger population bi. xaw ma ba pare xaw ma ki ko yore étranger la. Diass la wala non boobu ci Nduxura la nekk. ci Nduxura c'est-à-dire frontière u Diass ak. mais affaire bi da leen di laalaale. waaw dafa ñëw ba kii population Nduxura def nañ ci manifestation waa Diass wax nañ ci bon mais xam nga loo xam ne également nekkul ci sa commune doo ci mën a sori. donc mais xet bi moom nous on est impacté. parce que daal dañuy ñëw installé xëpp leen seen xet. waaw les usines yi defar yeneen yi ñu xëpp leen seen poussière. xam nga exemple bi ma lay jox tey. ces gens d'entreprise là boo koy installé dafa war a am lu ñu tuddee étude d'impact environnemental et social. su ko defee effet yooyu yëpp ñu mën koo génne ba xam. par rapport ak l'environnement est-ce que bu taxawee dina war a mën a nekk wala du mën a nekk. mais moom li muy togg sax da koo jaayeewul ci réew mi fii. waaw xam nga est-ce que du Côte d'Ivoire la koy jaay. non xam nga puisque du sama commune noonu la. puisque du sama commune. tey bu fekkoon ne sama commune la nekk foofa du fii la koy kee jaayee. non bu fekkoon ne sama commune la nekk. amul entreprise boo xam ne da ngay ñëw di installer sama commune te li ma la wax nii amul mooy étude d'impact environnemental et social bi. parce que toujours fu muy terminer. muy par une audience publique. nga xam ne da ngay toog wax nit ñi ñu déglu la ba xam est-ce que lii c'est nuisible ou pas. man noonu lay fonctionner mënoo ñëw Diass rek tey fi ma toog ni tey nga ne damay installer rek ma ne la kay installer. sans que préalable yow defuñu ko. donc loolu mën naa la assurer bu fekkoon ne chez moi la moom kon doon naa ci. mais naka la Diass def ak état civil am. voilà non état civil Diass macha allah li tax ma ne la macha allah tey quand on parle d'informatisation de l'état civil nous avons fait une anticipation tey boo demee tey li gën a bëri tey ci suñu état civil bi tey dañ ko informatiser bu yàgg. donc ma jàpp ne loolu c'est un pas boo xam ne bi am na ñu bëri ñoo xam ne tey raw nañ leen foofu. boo soxlaa léegi nii boo demee chaque jour ñu ngay enregistrer ñu ngay def donc c'est un pas boo xam ne vraiment macha allah xurra bi kon jàpp naa ne sax mën nañ ko jël comme référence modèle parce que on parle de l'informatisation de l'état civil te Diass anticipé na ko bu yàgg. waaw mais dama bëgg laaj sur le plan électricité. est-ce que village yi am nañ courant est-ce que Diass lampe mbedd yeeg ñoom seen ak courant bi ci bopp yi nga xam ne moo war a am ci village yi boo leen ci toll. waaw Diass courant bi manqué na fa. courant bi manqué na fa. def nañu non bu ma leen ne courant bi manqué na foofu xam nga Diass dafa yaatu léegi tey. mooy li may wax toujours ne Diass dafa laaj un traitement spécial. tey ñun on est en train de faire des extensions maanaam yokk courant bi ci suñu doole ñun extension courant yi ci yenn village yi nga xam ne amuñu woon courant. mais li nga xam ne lii tey wax naa ko mooy les lampadaires solaires là. am ngeen ci ñun amaguñ ci. lu tax mais dem naa ANER waxtaan na ak directeur général bi. xamal leen ne la position de Diass tey. sama ambulance ñetti ambulance yi. li ma la wax ni laajal sapeur pompier bu Saly 24 heures sur 24 heures guddi. li ñuy yóbbu ci ay accident kenn xamul lu mu toll. lan moo ko waral parce que éclairage public moom moo amul. donc ñun nag am nañ effort bu ndaw boo xam ne bi def nañ ko mais dafa am une grande partie boo xam ne
état moo ñu coo war a parce que route nationale bi nga xam ne moo war a dem ci aéroport bi. dafa war a leer. dafa war a leer loolu def nañ ci effort def nañ extension mais état moo ñu war a jàppale ba tey te mooy sama objectif mooy même puso bu war doon tey jas tey ñu mën ko for. loolu nag ñu ngi xaar nu mu gën a gaawee pour que waa ANER à intervenir jas parce que gis naa leen ñu samp foo xam ne fii dafa waroon a am priorisation. dëgg la parce que aéroport nekk dëkk boo xam ne dafay lëndëm. loolu insécurité totale la pour état bi waxoon. man loolu laa la bëggoon laaj li nga tudd noonu est-ce que aéroport bi posé wu leen benn problème mu insécurité. si parce que wutkat yi dañuy dem wuti fi dara nekk. ok xam nga aéroport bu xeesee ta wax moom ñëppay daw wut si ko. donc ñu mais heureusement quand même ñu ngi ciy def am nañu suñu genre waxtaan yoo xam ne dañ koy waxtaanee ci suuf at boole ci force de l'ordre yi di waxtaan pour que au moins yi nga xam ne nii. monsieur le maire na àggali. mu ñaaw nañ ci njort vraiment ñoom ñu ngi ci jàppale. parce que c'est l'occasion remercier leen mooy brigade bu Diass ak bu Popenguine nga xam ne vraiment ñu ngi def liggéey bu am solo boo xam ne bii tey. wax dëgg si yàlla du ñu fanaanal du ñu yëngoo. très bien du ñàkk am na ku nekk ci ligne bi ñu xool ko ba xam soxna mi Yandour salaamaaleykum allo allo très bien. mami nee nañu ka doon woote. dem na wala xam naa ka doon woote ku bëggoon a wax naqaram la Eva ndax xam nga lu tax. nga ni ka doon woote xëy na ku bëggoon a wax naqaram la xam naa. waaw ndax nag xam nga tamit ñiy dagg billet bu cher. waaw ak di ñàkkoo ko vacciné wu wuti màkk yaakaar rek a leen fa yóbbu. dëgg la. ñu dëkk Diass aussi xam naa ne bi mbir mi ñëw yaakaar ju rëy lañ doon xaar. waaw mais dafa mel ni man ni ma déggee dama naan man mbir mi des na bu baax a baax a baax. dëgg la. te wax dëgg yàlla du ma ne li ngay soog a toog li ñu doy wax sànq ñi ngi leen di jaalewaat yéen waa Diass bu baax ndax ku nekk xam na ne ñàkk ki la jiite woon metti na. mais ba tey da ngay gis ne que ne lañ waroon a toftal ci aéroport ba toftaluñ ko ci aéroport ba. très bien te nit ki boo ko yóbbu lu toll noonu wax fa dëgg yàlla man foofu rek laay taxaw gën fa insister. boo ko yóbbu lu toll noonu war nga ko moom mu mën a ko sentir moom mi dëkk ci dëkk bi ba gën ci sawar mais ku fa wàcc ku nekk war na xam ne fii la aéroport bi nekk. ndax nit ki mënoo ñëw buntu këram tegal ko fa banque buy xëy di décaisser ay milliards te moom bu génnee di yalwaani dërëm. jaaxal na ma trop mais est-ce que tamit même chose. li nga wax loolu dama ci d'accord c'est-à-dire projet boo koy teg. waaw la nga war a def mooy def accompagnement social d'abord. c'est-à-dire dëkk bi ngay teg projet bi nga gunge leen parce que tey Diass waroon na nekk une ville aéronautique c'est-à-dire tey ku wàcce Diass rek waroon nga gis benn image boo xam ne bi dafay attirer sax nit ñi ñu ñëw parce que boo wàccee Diass xool environnement bi yaa ngi dégg et loolu je l'ai toujours dit am na yoo xam ne xëy na peut-être nit mënu ko wax ci émission mais man tooguma parce que loolu dama bëgg maanaam xar kanamu Diass mu changer ci domaine yëpp te loolu lépp lu ma man maa ngi ko ciy def. waaw mais kon aéroport bi dafa amulu leen benn njariñ. non aéroport bi. mooy li ma la wax expliqué aéroport bi jaay na turu Diass. sur le plan national et international. waaw mais à part ça ban njariñ la leen aéroport bi amal même su fekkee tey jii am na ay manquant amul benn njariñ bu leen aéroport bi. non li ma la expliqué nee naa leen man li nga xam ne de mën naa ko def bilan te mooy canal bi nga xam ne ñu ngi koy defar. loolu moom mën naa ko def bilan mais avec le nouveau directeur général bu fi nekk mooy Doudou Ka. ñëw na seet si ma waxtaan ak man ma wax ko li nga xam ne li jàpp naa ne tey. bu ci accompagner Diass Diass dinañu sentir seen bopp bu baax a baax ci li nga xam ne lii moo nekkoon seen naqar ci aéroport bi. loolu nag puisque gan gu bees la te loolu mu wax jàpp naa ne bu ko réaliser Diass parce que sax reconnaître na ko nee na mënuma comprendre tey ak aéroportu Diass mu mel ni ba pare waa Diass di jooytu yenn yi te aéroport moo leen ko waroon a gunge balaa dara di taxaw. ak acte 3 bi. est-ce que am na luy jóge ci aéroport Diass bi di dugg ci gafak ak maire bi xanaa. waaw dañuy fay. waaw dañuy fay parce que bu ñu def recouvrement. waaw donc waa impôt et domaine trésor ñoom dañuy def dem ba aéroport def seen recouvrement yi. mais loolu xam nga loolu lu ñu moom la. ça c'est la législation ñoom ñoo ko instauré. mais dëkkandoo da nga koy gunge boo ko ëppalee doole. parce que boo toogee aéroport bi tàkk guddi village yi ko wër. di jooy dafa rafetul ci aéroport bi. très bien monsieur Diouf ñu dalal ki ci ligne bi salaamaaleykum
allo 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 waaw monsieur Diouf kooku rëcc nañu. waaw mais demal ba est-ce que yaa ngi xalaat tabax fa benn hôtel boo xam ne allo. allo. salaamaaleykum. ça va bien. bien merci yow nag. ma ni bisimilah. allo bisimilah waaw dama bëgg participer. ñu ngi lay dégg bu baax ñu ngi lay dégg. waaw man la Mbaye Seck. Mbaye Seck bisimilah. waaw maa ngi woote fii depuis Diass waaye rek li may wax rek moo di ne donc kii fa toog tey di monsieur le maire Ahmed Tidiane Diouf. waaw ni gàcce ngaama parce que juróom-ñaari weer dem juróom-ñetti weer nga ñëw changé xar kanamu Diass képp loolu musul am ci Sénégal. d'accord bëgg nag li ñuy wax muy lancer appel à l'état du Sénégal mu mën a bàyyi xel ñi nga xamante ne nii c'est des jeunes ambitieux. ci seen liggéey ba li ñuy wax Sénégal émergent mu war a mën a am doole. ñu mën ko vraiment gunge ci loolu. def naa ne loolu la état bi war a def jamono ji ñu toll nii. waaye lépp loo xamante ne Cheikh Tidiane war la woon na ko ak commune yu Diass def na ko ci kéemtulaay kattanam en terme de réalisation ak ay projets yoo xamante ne tey jii bu fi wàcc see donc vraiment dina am solo li ñuy wax daal moo di ne ñu ñaanal ko yàlla parce que Diass changé na te day gën a changé. waaye nag tey jii nii mën nañu wax ne àll bi gënoon na fee lëndëm kenn ñemewul woon ñëw Diass. tey jii nag mi ngi bëgg a leerte ku ci nekk bëgg a ñëw ne man te ñu ci bëri xëy na peut-être que ñëwuñu fi pour am ak ambition yoo xamante ne dana tax ñu mën a liggéey Diass kon nag. effectivement macha allah nit ñi dañ songu Diass ku raccroché mu ne la corka. aéroport bi tax na ñu bari daw songu Diass. fii ak 10 ans Diass dina soppeeku. loolu moom lu mu leer la may xalaat est-ce que yaa ngi xalaat comme ni ko monsieur le maire bi Malicounda waxee. est-ce que yaa ngi uti ay partenaires yoo xam ne sax dinañ la jéem a defaral benn hôtel bu mag boo xam ni dina du sori aéroport bi nga xam ni la cay jógee la cay ruuse dina mën a dugg wala dina mën a jëriñ waa Diass. effectivement loolu ñu ngi ciy xalaat mais dañ ci am benn difficulté. mu di. te difficulté boobu aussi njiitum réew mi laa koy ñaan li tax ma ko koy ñaan parce que dafa am ay décret yoo xam ne président Abdoulaye Wade moo leen jëloon immatriculé li gën a bëri ci suufu Diass au nom de l'État. d'accord donc tey Diass tey. loolu laal ñu ne état ko moom. loolu laal ñu naan état moo ko moom. waaw foofu dégg naa loolu. léegi loolu fekk aujourd'hui boo amee projet. fa nga xalaat ni fa nga war a teg projet bi boo demee tey domaine dem cadastre buñ ko caler rek dañ lay daal di génne benn décret boo xam ne bi c'est immatriculé au nom de l'État. mooy bul laal domaine national. donc loolu dafay poser problème Diass. d'accord loolu dafay dem mooy li ma doon expliquer noonu. loolu nag le chef de l'État Macky Sall ñu ngi ko koy ñaan mu jàppale ñu ci. pour que am na décret yu bëri yoo xam ne Abdoulaye Wade moo leen jëloon te Diass. vraiment décret yooyu mu modifier leen. su ko defee suñu projet yi ñu am fi ñu koy teg. su ko defee village yi également am fu ñu mën a yokkoo. d'accord. parce que en tant que décret yooyu ñu ngi foofu te sóoraale wuñu ci askan bi pour village bi am zone d'extension dafay poser problème. allo oui. ñu jëlaat ci salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaleykum salaam wa rahmatulah. maa ngi leen di nuyu Ndoye Bane maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay ziar bu baax. man la Serigne Seck ñu gën ma xam ci turu Boy Ndiaye ma dëkk Bandia bokk ci commune Diass. maa ngi nuyu soxna Eva. maa ngi lay fay. di nuyu tamit madame la Linguère. maa ngi lay fay. di nuyu le maire de la commune de Diass monsieur Cheikh Tidiane Diouf. monsieur le maire maa ngi lay nuyu di la ziar. ma bëggoon def benn témoignage bu ndaw rek ci kooku nga xam ne moom ngeen invité tey. man en tant que doomu commune Diass man ma dëkk Bandia. mën naa leen ne tey li nga xam ne tey jii ni moom la fi réalisé gum ci biir yi fi def. tax na ba tey jii ni ñun waa Safeen yëpp li ñu gis mooy ne que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. parce que nag boo xoolee école Bandia tey depuis 1958 lañ ko tabax ba léegi. miir bi daanu woon na fi mu manqué salle de classe. mais ci 7 mois yi nga xam ne moom la fi def moom moo ñëw mu tabaxal ñu 3 salles de classe ak benn bloc sanitaire ba pare mu ngay clôturer miir école élémentaire de Bandia. te tey jii nii ñun ñi nga xam ne ñun ñoo jeunesse bi tey bi mu ñëwee moom moo ñu woon carrément ne avec la jeunesse Diass mën na gën a changer xar kanamam mu recruter ay jeunes tey jii mu boole jul jox ñu ay poste de responsabilité mu responsabilité jeunes yi tamit te loolu noonu dafa nekk loo xam ne daf ñoo manqué woon. kon loolu daal moom laa bëggoon ma def ci témoignage ngeen xam ne kooku ngeen xam ne moom ngeen invité tey nekk na koo xam ne nii déglu na askanam te askanam rek moo ko ñor. parce que saa su ne moom daf ñuy xamal ne
man duma maire boo xam ne damay ñëw tëju ci bureau toog gars yi di ñëw di audience di génn. li ma gëm mooy nekk monsieur le maire damay wàcc ma nekk sur le terrain di yéeg di wàcc di indi sama askan. te vraiment moom mu ngi ci yoon boobu te mu ngi sigil Fafène te mu ngi défendre Fafène fu mu mënta toolu daal. très bien. ok. am na solo. donc macha allah li ma doon wax noonu nga may ma ko. mooy difficulté Diass réellement actuellement tey. parce que boo xoolee tey la zone économique spéciale intégrée numéro 1. qui fait 718 hectares. l'aéroport qui fait 8000 hectares. le pôle Daga-Kholka qui fait 3000 hectares. d'accord am na fi ñu programme woon l'usine des gros porteurs qui fait 100 hectares. tey ji fekk aujourd'hui foo pousse rek dañ la naan immatriculé au nom de l'État alors que c'est des décrets yoo xam ne président Abdoulaye Wade moom moo leen jëloon. donc moo tax maa ngi ñaan président Macky Sall. loolu rek la ko waa Diass di ñaan parce que dañ ko bëggal boppam di ko gunge guddi ak bëccëg ci lépp loo xam ne xalaat na ne war na ko taxawal Sénégal te mu nekk intérêt boo xam ne dafay nekk intérêt non Sénégal mais pour àdduna bi yëpp. mais village yi fi ñu war a yokkoo loolu mooy seen problème tey boo demee Diass tey ñu bëri tey ñu ngi toog seen kër pàpp am seeni soxna. am moyen pour war a génni tabax yi mais mënuñu tabax. dëkk mënul yokkute te amul xam nga suuf loolu dafay metti donc loolu nañ leen sooraale ci loolu te loolu président rek moom moo ci mën a dimbali. teggil ñu ko parce que c'est des décrets qui sont là. xam naa ne ku soxla woon audience nga ak président. bu yow baax rek a baax. loolu moom xam naa ne soxla nga ko. parce que dama jàpp ne. waaw am na yoo xam ne président dafa toqul ci noppam parce que xam naa ne borom yërmande la. te ki nga xam ne ki bañalu la dara. te bu sañoon tey lépp lu mu xalaat Diass tey mu am. te ñun dañ ko ciy gunge guddi ak bëccëg. ki la bañalul dara lu la fajalul da koo lu rek yëgul may ma tuuti. projet yi ngay andi. baax na nangu nañ ko. waaye mënuñu quitter Diass dem dëkki campement Ngeko wala dëkki Mbour. te gaa yaa ngi ñëw di dëkk si kon dañu bëgg a xali également projet bu ñu ñëwee. fekk ñoom tamit ñu tabax. dëkk fi waaye xam nga olof dafa am lu mu waxoon di fanaan monsieur le maire ay olof dafa am lu mu waxoon dana boo yuuxu da ngay jëmale sa gémmiñ fa nga yaakaar wàllu waaw mbaa xam nga ne fii loo ko fi wax balaa tëdd jot ci doonte ma nga ca tournée ba moom kay ne wax ko li mu bëgg mu dégg ko moom kay ne ko monsieur le maire de la commune de Diass gannaaw bu ko gërëmee sant ko ci effort yu muy def ci Sénégal pour que Sénégal émerge waaw te mu ngi ci yoon boobu te Sénégal yëpp ma leen di ñaan ñu jàppale ko ci mooy ne que mu recevoir maire Diass ñu waxtaan ak moom su ko defee projet yi nga xam ne moom la taxawal Diass ñu xool nan lañ ko ci mën a gën a jàppale ba pour projet yi taxaw askan bi gis ci seen bopp ñu tàccul ko nga xam ne heure buy ñëw di inauguré ji rek kenn du des Diass. très bien léegi Diass a ngay gën a yaatu mais Diass dafa manqué ndox. waaw Diass dafa manqué ndox wax naa ko. mandewu leen de. non mandewu ñu xool sax xam ne yéen ñii Sénégal yëpp ndox mi. même ñi nga àndal sa xool naa ni gis naa ni naanu normal. ndoy baadu bi ñëwee ndox non dama leen a xool ndox lañ njëkk a naan ñaar. exemple bi ma jox tey wax nga ko. ndox mi bu ma juumulee Diass la jóge. waaw allo salaamaaleykum. loolu ñu ko anormal. waaleykum salaam. waaw Adja su nga def Adja. sant yàlla rek. sa benn soppe de moo lay oo yàgg mais maa koy doog am tey. bisimilah ñu ngi lay déglu jërëjëf. man la madame Diouf. allo. tey mu xumb de. allo. macha allah. allo. waaw moom dem na. waaw problème mu Diass bi nga wax ci ndox xam nga problème mu Diass tey. napp bi liñ ko piisé moo bëri. du yéen am ngeen village bu bouteille yii kay. non moom laa la Kirène ndox mi fa lay jógee wax naa leen ko sànq. waaye waa Kirène ñu ngi jooy de sànq ba tey. non moom laa Kirène ndox mi fa lay jógee waaye Kirène ñu ngi jooy. non le village de Kirène. le village de Kirène. waa Kirène daal ñu ngi jooy société bi fa la nekk. waaw village yu Kirène. village yu Kirène waaw. étiquette bi moom ñoom lañ fi taf. mais ils ont des difficultés comme tous les autres villages. d'accord ci ndox. man li ma la wax man mais loolu nag du dëgg du yoon léegi moo tax aussi loolu moo tax aussi bi nga xam ne napp bi jël nañ ko ba tey même boo doon gas forage tey gas nañu benn forage boo xam ne ba léegi on a des difficultés pour atteindre le nappe. gis ngeen li daal li leen dal léegi c'est partout au Sénégal pour gis nga loolu état Sénégal moo ci war a taxaw léegi da ngay gis ñu xam waaw dañuy bàyyi benn ay nit ñëw ubbi fa benn entreprise bu mel noonu ba pare
entreprise ba wala su kii ba du amal benn njariñ askan ba. c'est que loolu moo entreprise sax bu ñëwee di dal ci dëkk ña nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi ñoo war a dalal entreprise bi. parce que dama jàpp ne waxaale ko amul leen benn njariñ bari na ci àll bi soo demee Kajoor soo demee Kajoor rajo de Thiès bi loolu dafa fees meeru Diass mooy wax tey waaw mais li nga xam ne moom la Diass di dund par rapport ak entreprise yu ñu installé dans le monde rural. d'accord la may wax ni xëy na nit amul occasion. pour wax ko ma jël ki ci ligne bi nga may ma ko. metti na de c'est vrai. salaamaaleykum. oui allo maaleykum salaam. mbokk mi bisimilah. waaw soxna si ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di rafetlu plateau bi. jërëjëf. maa ngi tudd Mamadou Ciss dëkk ca Diass. d'accord. di wax ne tey da ngeen invité koo xam ne sunu kilifa la te sunu sag la ñun waa commune de Diass. ndax yaakaar naa ne tey jii communauté yi nekk Sénégal yëpp au niveau des communes dañuy soxla ay maires yu am courage ay maires yu jeunes ay maires yu am vision. dëgg la. te bu ngeen dégloo waxtaan bi sànq ba léegi di ngeen gis ne vous avez sur le plateau quelqu'un de déterminé quelqu'un de qui est prêt à travailler pour sa jeunesse. d'accord. en témoigne tout simplement les derniers recrutements yi mu fa def ndax bi mu toogee. li mu njëkk a wax mooy damay xool les compétences yi nga xam ne ñu ne ci zone bi. je cherche des jeunes diplômés des jeunes yoo xam ne soxlawu ma sax ñuy far ak man wala ñuy ànd ak man mais nañ nekk rek ne Diass lañu dëkk te am nañu mën-mën am nañu compétence pour jëmale gox bi kanam. très bien ma daal di leen recruter au niveau de la mairie loolu la njëkk a def. soxlawul sax ñuy ànd ak moom. soxlawul ñuy ànd ak moom yàlla xam ne sax signé na ay contrat pour yenn jeunes yi te xamul sax fan la ñuy dëkk xamul sax lu ñu tudd. c'est bien ndax juste seen CV rek moo ko convaincre. mu nekk koo xam ne tëddee na njaaxaanaay nekk ndeyum seex te loolu dafa am solo ci boo nekkee kilifa. dëgg la. tey jii au niveau de la commune de Diass ñun waa jeunesse bi surtout dañoo amoon ay difficultés en termes de sport. moom mu defal ñu récemment un budget boo xam ne permettre nañu grille de protection presque yi ne ci terrain yëpp defar nañ ko. mu prévoir un budget de 200 millions pour construction d'un centre socio-culturel te foofu soit moo fa nekkoon mu raser ko te dafay raser totalement def centre socio-culturel boo xam ne dafay am bibliothèque. d'accord am théâtre de verdure jëmale gox bi kanam. te en termes également de recrutement tey jii wax na leen ko. macha allah man ci bibliothèque bi mu tudd rek ci lay taxaw xale yi tey nañuy def lecture nañuy lire waaye suñu portable yi. caf ko bi woon ci lecture yëpp sàcc na ko. ndax da nga naan li may lire fële ca bibliothèque ba doon dem déplacé wu mu barkeel nga lire léegi defatoo ko fii ngay jël rek di lire. waaye Eva waxtaan a ngi woon fu neex. non yow laay lancé waat xaaral maa ngi ñëw. waaw Eva dafa wax ci bibliothèque bi. waaw su bibliothèque bi taxawee xam nga ku nga ŋàpp di naan ngelaw bu gisee caakiri bu saf suukar du ko fa bàyyi. déedéet. mënoo sa yaay yor mbuus di dàq ca tali ba te waroon a dem am fu mu toog. waaw sa papa di daw lu mu indi ci biir kër gi loola dikkagul. nga yorub siwo war a rootim ndox. avion bay naaw nga di ko xool te xamoo kañ nga ciy dugg. lamp ya di leer te yow sa biirub néeg lëndëm. nga bëgg caa boole dem ca bibliothèque ba naan yaa nga fay xam dara. waay man nañ jox xale yi li ngeen war a jox waaye xale yi gis nga jóor xanaa tey la waaye am na ñoo xam ne ci suufu potu lamp lan doon toog. man mi jàngee naa ci. di jàng bu potu lamp ba taxte nu dikk daw dem toog jàng tey barkeel na macha allah. gis nga li fi ne yëpp état wu Sénégal moo war a taxaw ci lii may wax. wax ci ñu dégg. ay kire nag ay dangoteeg ay jogo. dafa yomb jogo mën a nekk fële ci sunu ginnaaw dëkk ya. waaw ay milliards la ñuy liggéey ci réew mi te amuñu benn njariñ askan wi. je pèse très bien mes mots. d'accord soo demee jogo xoma phosphate baag yooyu ñuy génne. yooyu chimique boo xam ni baaxul ci askan wi tool yi bari yàqu nañ te amuñu ñu benn njariñ askan bi bañu ñu ko ay ñu nit ñi jóge bitim réew ñëw ubbi fi dara pour askan wi dund ci kii ji maanaam liggéey ak ñoom seen. mais dëkk ba nga xam ne fa lañ ko ubbi waa dëkk ba lañ cee war a gis seen bopp dëkk ba dafa war a développer. waaye baan dafa am nag lu am ñun itam daf ñuy dal. waaw tey bu dee ne dañ maa yokkal ndox mi. ay tay baak wala ay ñu yokkal ma courant. wala ñu teg ma loo xam ne mënuma ko bu ma waxul dara dañ naan gongo. non dañuy wax waaye da ngay def ñu dégg la c'est que état bi moo warul xaar. askan way wax dara. état bi moo war a xam nga def dara bokkut ak génn yàq. waaye nga génn wax ne lii daal bëggoo mu demee nii. waaw état bee warul a xaar loolu. état bi moo war a taxaw waaj ci loolu. waaw comme ni ko Ndoye waxee. waaw man dama ko wax xam nga entreprise buy installé wu. dafa am lu ñu tuddee le plan de gestion environnementale et sociale. c'est-à-dire ñoom bu ñu ñëwee ci cahier bi nañ koy tëggee bu fekkee ne respecté nañ ko noonu. ci Sénégal coow du am. mais malheureusement le suivi là du maire moo ko war a def mais dafa am ay services yoo xam ne c'est des services techniques de l'État
ñoom ñoo war a fexe ba entreprise yooyu respecter engagement yi nga xam ne moom la ñu def ci biir léegi nag bu ñu ko respecté wulee ñun maire yi on est victime dañ naan non maire la maire bi yëg na ko tey boo demee par exemple tey Diass tey carrière yi fa nekk rek lan la ñuy wax maire moo joxe carrière yi alors que du suñu compétence mine moo koy joxe tey projet yi ma wax nii mooy pôle Daga Kholpa zone économique spéciale le port de Ndayane lan la ñuy wax maire moo ko joxe te xamuñu ne maire devoir am mooy projet yu mel noonu buy am lañ tuddee li ñu tuddee avis consultatif de l'autorité suivi d'une consultation. allo waaw nga baal ma ñu teg loxo ci foofu allo. Adja Eva man la madame Diouf maa dellu si waat. madame Diouf tum na. nii nga rek. bisimilah. alhamdulilah. Corka. maa ngi tudd madame Diouf Rokhaya Faye ñu gën maa xam si Rox Fall. dëkk ka Kër Laman si Cheikh Diouf juddoo. dëgg la. ñun dañuy sant yàlla. ndax dañoo doon wër liggéeykat. dëgg la te gis nañ liggéeykat muy Cheikh Diouf. yéen a ngi wax ak ku gore ku tabe ku jullite ku am fulla ak fayda koo xam ne du may xaalis de mais day wone ñu ñuy nappee jën. moo ñu gënal daf ñuy won ni ñuy liggéeyee. gis nga kooku manul woon dugg télé bi te yàlla du ma may man ma jot ko. ndeysaan. ndax su ñëpp waxoon te mbokk yi ñi ko gën a jege jotuñu ko rek. kon du am sens. kooku xamul mbokk xamul jàmbur ñëpp la maasale doon benn. ñun li ñu doon xaar tey at moom dafa dugg 8 mois may ñu ba wis ñu ndax liggéeykat lañ doon ut te am nañ ko muy Cheikh Diouf. sant yàlla. macha allah donc li ma doon expliquer noonu. dafay am solo parce que projet buy ñëw maire dafa joxe avis consultatif. avis bi mooy naan projet bi mu ngi ñëw. waaye bu ñëwee am na ñu mu fa fekk na fa ñoo xam ne ci lañ doon suturloo su ko defee loolu ñu jël en compte préoccupation population bi. ak seen attente ak seen inquiétude. mais malheureusement lépp maire lañ koy xap. mais puisque nous on est un démembrement de l'État lépp lu ñu wax également dañ koy encaisser. par exemple tey jii may wax ni pôle Daga Kholpa bi. waaw amul li ma ci déggul. mais dama xam ne njëriñ bu muy amal askan bi ëllëg. pôle Daga Kholpa mooy jëlee ko Daga jëm Kholpa. c'est pôle bi mu tudd Daga Kholpa village yi mooy le village de Daga et de Kholpa. c'est comme le pôle de Diamniadio xam nga président dafa am ay pôle. mais pôle bi dafa jël turu Daga ak Kholpa. mais juróom-ñaari village la ëmb pôle bi. tey jii solo bi nga xam ne am na ko ma xam ko parce que yàlla def na depuis 2014 maa ngi ciy liggéey. donc ak nu mu métti maire damay dem pour défendre intérêt askan bi et c'est l'occasion pour remercier le préfet de Mbour et le sous-préfet de Sindia ci accompagnement bi nga xam ne ñu ngi koy jéem a def pour que askanu Diass gis seen bopp ci pôle bi. mais usines yooyu noonu di am ay Kirène ak yooyu noonu nekk foofu amul dara lu ñuy verser ci ministère des collectivités mu leen koy verser waat. waaw xam nga loolu andi na problème mooy sel bi ak bi ñu doon kii APE bi mooy kii donc loolu mooy problème bi mais bon puisque président état excusez-moi ma ne président état moom mooy def dispatching fonds yooyu sel bi moom moo remplacé waaw c'est le waaw donc xam nga loolu am na ñoo xam ne dañuy naan par exemple tey carrière yi nekk Diass lu tax seen xaalis bi ñu koy yóbbu foo xam ne fi amul carrière mais par solidarité entre collectivités donc ak ni ko état bi arbitré ñu bëri nag loolu duñ ko mën a comprendre moo tax dafay laaj communication bu am solo pour que nit ñi xam ne c'est pas parce que carrière bi mu ngi Diass rek que lépp dafa war a yem biir Diass. mais kon acte 3 bi ba lan mooy njariñ. bon loolu nag parce que tey acte 3 bi loolu moo waroon a renforcer collectivités yi nga xam ne dañoo am ay infrastructures yu mel noonu mais malheureusement dañ koy boo ak ñeneen ñi. bon mais ñun Diass moom fiiruñu fiiraange bi nga xam ne. dañoo jàppale ne rek collectivité locale bu amul doole. fiiru leen da ngeen a soxla li ngeen yor jamonoy ubbeeku la ñu ne sax nag. salaamaaleykum ñun noonu lañ koy gisee. ñu dalal ki ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si na nga def. mbokk mi bisimilah. maa ngi leen di nuyu. ñu ngi lay fay. di rafetlu waay seen toogaay. alhamdulilah. di leen seetaan di leen déglu lépp rek pour suñu réew mën a jëm kanam. axañ kay. parce que tamit njiit boo koy tànn. am na ci yoo ko war a teg. dëgg la. dégg nañ seede yi rafet na. maam nag lu ma bëggoon laaj monsieur le maire. ay ca bisimilah. waaw parce que dafa am benn dossier aussi. muy sur les 55 hectares de Bokk. d'accord.
waaw dafa am li ma di ci daw. te boo xoolee toogaayam jox na ma toogaayu kilifa mais li ma ci dégg du jëfinu kilifa. ma bëggoon ko laaj ci dossier boobu mu wax ma ci lu leer. macha allah. mooy maanaam 55 hectares yi. bi ci topp mooy centre d'enfouissement. affaire u déchet. d'accord. parce que yi ñu ciy dégg wax dëgg yàlla rafetul. d'accord gis nañ toogaayam. te mi ngi jël pour loo xam ni mbooloo moo ko moom. mu bëgg ñu teg ko ci loxo. te jamono ji tamit toll nañ koo xam ni mag mën na la wax loo xam ni tamit am na fitu taxaw wax la loo xam ni tamit du dëgg. léegi tamit bëggoon naa xam li mu mën nar a wax. fan la ko mën a teg ba mu gëm nekk li muy wax dëgg. macha allah. bu dee nag dafa am lu ma wax lu xaw a dëgg. dafa ma ko dara lu dul jëmale sama réew kanam. dëgg waaw. jërëjëf. voilà jërëjëf ñaari question yooyu muy wax noonu. mooy 55 hectares bu muy wax Buxu. benn lotissement la boo xam ne bi c'est un lotissement administratif autorisé avec arrêté du ministère du renouveau urbain. donc nga xam ne toutes les procédures administratives les services départementaux régionaux ba direction de l'hydraulique ñoom ñooy xam lan moo tegu ci yoon ak lan moo tegul ci yoon. maire bu porter un projet dafay def circuit bi bu fekkee ne mën na nekk waa urbanisme dinañ wax ne mën na nekk bu fekkee ne mënul nekk ñoom ñoo koy wax donc c'est le ministère moom moo ko autorisé par arrêté. donc loolu je pense que bu fekkee ne toutes les procédures donc lotissement noonu lay mel ci Sénégal yaakaar naa ne jafe-jafe du am. dafa am coow foofu. bon dafa am coow bi mooy. waa village ba dañu ne dañ ci waroon a gis seeni bopp te gisuñu seen bopp loolu moo waral coow bi alors lotissement boobu nga xam ne mooy 55 hectares yi. dafa nekkoon ci forêt classée bi nekkuloon ci toolu kenn état déclassé. jox ñun maire ñu demander pour que état mu mën ñu ci sedd ndax village yi nga xam ne ñoo fa sës ñu mën a am une zone d'extension mais si n'était pas la demande du maire le défunt maire yal na ko yàlla yërëm à l'époque pour que ñu mën ko jox kenn du mën a jëriñoo place boobu parce que forêt classée du suñu compétence. forêt classée amoo droit nga daggal fa nit kër. te forêt classée boobu yàgg na Buxu kenn musul xalaat nga dem ne da nga fay tabaxi même ña nga xam ne dañ ko doon béy dañ doon béy ci biir forêt classée bi mais da ngay am contrat de culture eaux et forêt moo la ko jox contrat de culture bi dañ lay wax ne am nga droit nga béy ci waaye amoo droit nga samp ci garab balaa ngay wax ne sama tool la donc si n'était pas ce déclassement là li nga xam ne moom la ñuy kaas ni tey ba àdduna tukki duñ ko mën a jëriñoo parce que maire mënu ci woon a def dara te amul autorisation boobu donc loolu am na détail yoo xam ne collectif bi nga xam ne ñoom ñoo ko yore daje naa ak ñoom ay yooni yoon leeral leen ko wax nañ ci waxat ci mais man sama wax toujours moom lay wax boo ñëwee ci man dama lay wax li nga xam ne moom la yoon wax bu fekkee ne tey jii jàpp nañu ne lotissement bi tegul ci yoon mais buñ ko attaqué ministre bi bu mënee annuler lotissement bi. mais annulé wuñu ko pour Cheikh Diouf. d'accord du ma déranger. d'accord parce que man awma benn prérogative tey ma taxaw tey on arrêté ministère portant autorisation dans lotissement administratif. nga xam ne même attribution parcelles yi. puisque c'est immatriculé du maire sax moo signé acte administratif parce que genre lotissement yooyu c'est le chef de service du bureau de domaine moom mooy signé acte yi. moo koy signé parce que dafa am loo xam ne li il est de notre compétence ak loo xam ne du suñu compétence. genre lotissement yooyu tey boo demee ci acte ñu fa joxe chef de bureau domaine bu Mbour moom moo ko signé parce que dañ ko immatriculé loolu moom moo tax. donc par rapport au centre d'enfouissement technique bu muy wax ni am na benn kuréel bi ñu naan Just Uni bind nañ ma demande sax pour ma recevoir leen pour ma waxtaan ci ak ñoom loolu buñ fa yéegee la ma ca xam dinaa leen ko wax. parce que man awma li may nëbb mooy lu mu wax rek. damay wax ne même bu fekkee ne dama lay wax dëgg bi élection ñëw nga voté contre man du tere dinaa la ko wax parce que sama diggante ak waa Diass commencé wul bi ma nekkee maire. d'accord j'ai fait 30 ans. ci tundu Saafeen. d'accord teraanga rek lañ ma xamee fi may liggéey université laay liggéeyee
ay nit ñu bëri jaar nañu sama loxo tey ma encadré leen ba ñu nekk des hauts cadres de l'administration. J'ai été toujours au service de ma population. Même li may def nii tey yàlla mooy fal te nekk maire Diass nekkul loo xam ne li tere na ma nelaw. et damay faral di wax ne ba may commencé liggéey Diass boobu nekk guma maire. et même bu ma nekkatulee maire Diass damay continuer di dimbali samay askan parce que loolu lañ ma yaree. monsieur le maire. waaw waxtaan boobu dafay yomb nangu. ndax dafa am loo wax lu am léegi solo centre d'enfouissement technique boobu dinaa leen recevoir. très bien bind nañ ma demande. waaw mais dafa am yoo xam ne yi maire du taxaw rek di expliquer ci mbedd bi nii ne lii ak lii ak lii la. ki woote léegi teg waxam ci yar ak teggin ak dal lii la réew mi soxla ndax kilifa nga mu soxla la amaan na jotul ci yow waaye ba mu la séenee ci télé bi jël na téléphone am wax ju rafet laaj la nga tontu ko nga wax itam leneen ci nekk maire bi defuloo ci focus téyewoo ko xam nga li tax du mën a am ndax da ngay xool ki nga wuutu anamu voilà mu ngi noonu jeex na ki nga wuutu dem na de dem na te deful lu tax yàlla yóbbu ko bala fi yow itam deful lu tax yàlla bala fi moom jël ka moo tax bu ko jàppee noonu ci àdduna bu yomb man nag lu way ma sa toog daaka ma sa joxe moo tax man boo koy joxe yàlla lay joxe jàmm di wax ne jàpp naa ne ci Diass tey politiciens yi fa nekk wallaay man maa ci gën a nekk à l'aise li tax mooy tey Diass tey ku nekk yaa ngi départ ne man maire laa bëgg a nekk ku nekk yaa ngi daw ne man maa war a nekk maire Diass loolu c'est normal dañoo jàpp ne poñeta nga fa ah dañoo jàpp ne yaa ngi bànneexu ni waaw non dafa am ñoo xam ne ñii waaw mosuñu sax nangu yambar mu jóg ni xam ne Diass la ñu dëkk waaw mais puisque Diass tey marchandise la boo xam ne bii marchandise bu neex a jaay la ku nekk yaa ngi taxaw tey jàpp ne man maa gën a yeyoo pour jiite ko waaye bi Diass amee xaaxam àll bi lëndëm kenn ñemewul taxaw man rek maa doon xuus 30 ans amul kenn koo xam ne mën nga taxaw tey Diass tey bu dul poste maire bi ma sol dey nit mën na wax ci man loo xam ne da ngay waaru d'accord waaye sama adresse Cheikh mooy Cheikh nitu jàmm la ku serviable la ku disponible parce que man maa ngi naan accessible dama la jëw sama xel de ma wax la ko laataay ngay dem maa ngi naan maire bi sedd na di moom nii lay politique maa koy wax sama xel de xam nga mag ñu doon genre maire yu sedd yi ay ndox yu sedd yu baxali nen lañ de boo ko fekkee ci buntu maire bi xam nga kii waa dëkkam dañoo mën a naan boo demee ñàkk ndox mee ko jàpp dëkku ndox mi moom lu mu ciy def parce que tey sax bon on est en train de faire non mooy li ma la wax ndoy may ko ndox waaye jox ko pour naan Eva pour naan bi li ma la doon wax ci Diass tey c'est-à-dire question forage yi tey même buñ ko augmenté woon dafa am problème moo tax j'ai anticipé bi nga xam ne le président de la République le projet KMS 3 bi mooy Kër Mamar Sarr 3 bi xam nga dafa traversé Diass di dem j'ai aussitôt anticipé bindal le ministre de l'eau pour que Diass soit incorporé ci réseau urbain bi am na ku la woo parce que c'est la seule solution tey pour régler définitivement le problème de Diass asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. mbokk mi bisimilah ça va na ngeen def. ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah waaw man de Abbas Ndour laa tudd dëkk Croisement Sindian ma doon seetaan juste rek TFM tombeek émission war a gis aussi maire Diass bi wax dëgg yàlla di rafetlu teewaayam di rafetlu également action yu muy def Diass d'accord surtout ci wàllu participation parce que boo xoolee approche bu mu am muy approche participative ñun loolu la ñu soxla tey jii nii ci kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy jiite ci suñuy commune dama koy suivre lu bëri ci ay naataangoom yu ñuy jaaral ci yenn réseaux sociaux yi ma koy rafetlu donc en tant que acteur aussi de développement ma koy ñaax di ko conseiller rek mu continuer ci loolu parce que loolu la ñu soxla tey ci njiit leneen li ma koy dollil rek ci li nga xam ne mooy wàllu taxawaay bi mooy tey dañoo nekk ci gox boo xam ne tey dafa bëri ay enjeu bu ñu waxee enjeu mooy la fa nekk ci wàllu li ñu mën a jëmbat ci wàllu koom-koom bëri na ma koy ñaan mu gëstu Diass am nay cadre yu bëri yoo xam ne tey ña nga fa koo xam ne fànn boo laal war na fa la war na fa mën a indi loo xam ne tey dana la ko jëriñ ma koy ñaan rek ñooñu mu boole leen ci li nga xam ne moom mooy démarche am naam bu ngi def ay participation mais ci wàllu aspect technique yi laa koy gën a ñaan rek bépp dossier bu mu yëkkati rek c'est vrai na xool doomu Diass boo xam ne tey am na xam-xam ci fànn boobu mu jàppale ko fi dëgg la parce que suñu communes yi tey amuñu doole boo xam ne tey xëy na ci wàllu koom-koom mën nañu tey recruter compétence yi ñu soxla yëpp waaye tam boo amee chance nga am sa gox
ay ndaw yoo xam ne am nañ xam-xam bi ak kattan bi ak mën-mën bi. dëgg la da nga leen tey boole. donc maa ngi rafetlu vraiment démarche am moom xamuma man yàlla xam na ne dama koy suivre rek booy xam naa ne xamuma. waaye itam am na action yu may posé xëy na à travers ñeneen mais li tax ma ko doon def aussi mooy dama gis ne dafa engagé wu moo tax tey may posé yenn gestes ci sama ñeneen naata. moom itam war na fexe adressé le courrier mu dem ngeen gisee. dinañu gisee ñun jeunes yi mel nii rek la ñu soxla. non monsieur le maire. jeunes yi amuñu fu ñu footballé. non kay tey amuñu footballé ay dànd fay xam nga lu naan dànd. mais maa ngi doon bëgg laaj est-ce que yow jot nga nu gëstul Dias. non gëstu naa ci tuuti. xam nga lu fa xew. amul ndox maa nga problème mu ndox nga fa. jeunes yi amuñu fu ñu footballé amuñu stade. ñaar waaw yooyu loolu rek. léegi li ma doon expliqué ci ndox mi. xam nga nee naa leen napp bi dañ ko puiser bi mu sonn. waaw moo tax ma ne la j'ai écrit au ministre de l'eau pour que Dias soit incorporé ci réseau urbain bi nga xam ne KMS 3 bi moom moo traversé et c'est l'occasion également de remercier ko parce que ba ma ko yónnee courrier ba ci saa si yónnee na toutes les directions muy SONES Sen'Eau OFOR maanaam toutes les services yi nga xam ne tey afférentes problème mu ndox mi pour que ñu étudier nu mu gën a gaawee nan lañ mën a def ba Dias ñu incorporé ko te loolu lu leer la loo xam ne li tey dama jàpp ne bu dul loolu le problème de l'eau de Dias dafay continuer rek di am. bu fa tiwo ba traversé waatee moom jóge kër Momar Sarr rombaat leen te naanoo leen. non moom dootoo leen naan xam nga moo tax maire dafay anticiper maire dafa comprendre loolu. parce que xamal ne maire bi lu mu noppi c'est un gentleman. ndox mu sedd muy baxalee maire bi noppi na de. noppi woo de maire bi sedd na de. maire bu smart la. boo demee rek nga xam ndax maire sedd na wala dangar jaajëf gaaya. waaw d'accord non sedd na de sedd tax ndox ma romb ko. léegi problème boobu sedd tax lamp ya tàkkul. non mais tey lay tàkk su guddi jotee dañuy làmbo doon di ni. non tey ay séeb xam nga séeb. waaw jamonoy séeb. waaw taal séeb pour mu leer. waaw li ndongo daara yi daan def. mais lu toll aéroport. nga ne jéeg gi fu seen jëkkër jéeg gi roon dañ bay bëgg a dee. mais quand même jéeg gi pour sa jëkkër réer guddi sax doo gis. mais quand même ndax ñàkk lamp. Eva ndax lëndëm vraiment doy na. il faut reconnaître au maire que ne. waaw bi ma ñëwee. la fay tàkk ci lampadaire ca Dias. ca ba ma ñëwee la commencé tàkk. lampadaire waaw. lampadaire yu aneer non yu aneer ñëwagul. wol ji bi njaay kay. non wax naa ko. amana mu ngi may suivre sax chaque jour. ma woo leen man leen yéen li ngeen di samp ay lampadaire ca àll ba Dias mooy priorité. parce que sama accident yi di am ci route nationale bi. mais demandé wax naa la ko laaj dama leen ne mën ma comprendre tey ngeen ñëw ba Diamniadio ngeen taxaw romb Dias dem ba Sindia di taxaw alors que lépp Dias. mais maire ba tàngul rek. non moo tax maire ba tàngul mais bi ma ñëwee bi ma ñëwee. lu tax ngeen nangu ñu ne mais bi ma ñëwee xam ci kaani xam moo tax ma xapp ci sànni xeer Jibi Njaay bi déggoo li ma la Jibi Njaay wax naa ko son directeur technique wax naa leen ko nee naa leen am na loo xam ne lii tey mënu ma ko comprendre man dama lay wax ne c'est-à-dire man noonu laa mel kan Seck kii Seck waaw boo koy dina la leeru Dias moo ma gën a sonal parce que man li ma gëm mooy mais Ndoye Bane nee na bu dee nii nga ko war a waxee. non du loolu de Adja. waaw. non Jibi Ndiaye ak Seck de wuy ma Jibi Ndiaye ak Seck ñi ngi liggéey bu am solo ci réew mi. fu ne def nañ fa ay lampadaire mais lu tax ñu tëb la. non c'est parce que da ngaa tàngul rek. soo tàngul du non yow waruñu la tàng du régler problème bi. xanaa àndoo kee waaje. non tàng du régler problème bi. kooku sama directeur de cabinet la. tàngul kee moom bu ko waa Dias dee xaar bu régler seen problème moom baraayam bi lay bañ baraayam li tax bëgg leen yem seen moom bi mu toogee ba léegi jaay taar la fi nekk mi ngi léegi loolu incha allah en tout cas daal Jibi Ndiaye ak Seck leeral nañu dëkk bépp ci waaw li tax ñu mais Ndoye Bane Dias dañ ko war a leeral xam nga lu tax président Youssou Ndour moo woyoon gan gi ñëw teral ko su wàccee na gis lu dal am xelam fi muy jaar na gis lu dal am xelam na ko taximaan yi teeru nañ ko dalal mais mënoo tabax aéroport bu toll ne Dias ne da nga ubbeeku ci adduna bi nit ñi war fi wàcc nga ñëw fekk fa ay lamp yu xuy ne man éclairage tali bi laay laaj mbedd mi yoon bi gis nañ ne am na ay incidents ay accidents yu bare effectivement est-ce que loolu war na mun a changer wala parce que dama mës a dégg kenn naan bu aéroport nekkee fenn xam nga Sénégal moom ku ci nekk da nga foog ne yaa spécialité ci dara ne man naan loolu warul mun nekk parce que non c'est-à-dire xam nga y a le décret 2018 567 qui dit
buy réglementer li nga xam ne boo ko naree teb ci zone aéroport bi. waaw kañ. ci lan nga war a mën a def. waa lii laay doon laaj. c'est le décret 2018 567 moo ko réglementé. d'accord lépp loo xam ne dafa nekk ci zone servitude aéroportière bi ki war a tabax loo war a def ak quel que soit loo mën na kii. très bien c'est réglementé ci biir. très bien ci loolu décret boobu moom laa la cité noonu. waaw loolu problème mu lampadaire yi bokkuñu ci au contraire. dañuy wax ne mais tey am na yoo xam ne c'est des secrets de défense comme ni ko ñoom Ndoye Bane di waxee waruñu ko wax fii. yoo xam ne yii ay nit mën nañ ci prox ndolu. parce que dëkk boo xam ne tey bu lëndamee tey xamoon nit ki jaawkat ñaawte fi fu ñuy jaar. loolu danger la même pour intervenir dafay poser problème. bon ña ma ci war a waxtaanal maa ngi ci waxtaan parce que maire aussi du lépp ngay maanaam naan. fànn ci àll bi dafa jaadu sax. waaw mais am na loo xam ne tey terrain football bi wax nga ko tey boo demee jës tey. waaw clôturé nañ na juróom benn terrain. ndaan da fay la. yaa ngi dégg tey li nga xam ne moom lay liggéey ni ci 8 mois yi ma fi toogee ni tey. mooy jas stade municipal doté moderne. moom nga bëgg moom laa bëgg te maa ngi ciy liggéey suñ la falee. boo yu tàng nga fa bëgg jas xam nga fal bi. fal bi yaakaar da ngay ñëw toog nii ñu fal la non fal xam nga fal yàllaay fal. parce que man damay defar fekk maa ngi fi en tant que maire samay programme samay ambition dinaa ko décliner. inchallah bu neexee yàlla le soir du 23 janvier. inchallah yàlla signé na décret bi kan moo war a falu ba pare. te muy dëgg ku ko xam nopp. kenn mënu ci dara ay booy yu foroxa nga fa de. même bu ñu foroxee forox bu tax ne tey moyen la kon du ma nekk maire. ay booy yu tàng yoo xam ne suñu taxawee dinañ taal lamp yi foofu xam nga bu doon ne ma bàyyi ko mu xam nga bu doon ne forox la ma bàyyi ko mu tàgg bu doon ne forox la bu doon ne moyen la du ma nekk maire Diass. léegi daal man bala ngay tàggatoo leen laa la bëgg a yóbbu. waaye itam baax na nga am portefeuille bu diis boo xam ne waaw mais li ma def Diass. waaw li ma def Diass. waaw te commencé woon man politique. loolu la ma waa Diass toppee ba léegi. waaw léegi ma yóbbante la dara te sama maire. sensiwul dara ci ma yóbbante la dara. très bien ñu bàyyi la léegi yow nga tàggatoo jëndal ay piis yu xonq. waaw marsal xëpp ci kaani. fii ci sama ginnaaw kër am na machine buy wel kaani sadam. sa kii tekki baraayam beeg daalam yi nga woo ma maa ngi Ndoye Bane ñu marsal la. man pare na. non liggéey bi soxlawul loolu du ñu takk. du ñu takk morceau. du ñu baare tali. parce que Diass askan bu am yar la bu am teggin lañu. askan la boo xam ne bi du ñu tooñ. ak li leen naqar yëpp kenn déggu leen ak lu leen naqar yëpp doo leen dégg. ñuy kaas. lenn rek lay ñaan te mébét yooyu ma jooy yëpp kenn rek moo ko mën a régler ci Sénégal mooy président de la République son excellence Macky Sall. ma jàpp ne. dégg na ma parce que man maa ko fa nekkal ci ñaari yoon. mooy maire la te maire démembrement de l'État la. beneen bi mooy ci wàllu politique. man maay coordonné coalition benn bokk yaakaar. kon ki ko fa nekkal bëgg vraiment maanaam mu am ay résultats dëkk ba dox la may wax ni damay jàpp ne dafa am yoo xam ne xëy na dañ ko yéegeewul. jeex na te jàpp naa ne bu ma recevoir ba ñu waxtaan. di ngeen déggoo dinañu déggoo te dina xam ne monsieur le maire mi de kenn gënu ko bëgg te kenn gënu ko bëgg. pour que le président Macky Sall réussisse ci mission am. léegi nag mission accomplie TFM nga ko waxee TFM lay fajoo macha allah kon boog ñu ngi lay remercier bu baax a baax a baax. soxna Linguère. wallaay bu na bawee léegi nga ni amoon nga maam bu dëkk Diass ndax yaay Sénégal. non Diass dama fay waaj a tuxu ji. damay xëccoo ji meeru Diass. mami bu meeru Diass. dàq nañ ma parcelle bi. d'accord. kay bàyyil ma ñëw toog xëccoo meeru Diass. demal di fa nuyu astu wax dëgg yàlla xale la waaye xam nga bi Cheikh Ibrahima juddoo ba léegi moo ko yore woon xëy na dem waajali tool yi rek ko tax a dellu. dëgg di leen ziar ñoom ñi dëkkee Diass ñëpp di leen wax ne wax ngeen dëgg ndaxte ku nekk nag la nga yor ca nga yaakaar a bànneexoo. ndax ku yuut muy te soo waccoo dee ku ñu jël sa suuf war nañ laa mën a tegal leneen. te li ma ubbee woon rek laay tëjee ku la jaay loo sa mbaam war na laa yenul sëf-sëf. te nag ku bëgg ci daraja dara da ngay def ci daraja dara bu daraja paree nga mën ci am dara. waaye ne yàcc na nga ci falum l'observateur ba lépp noppi nga naan ana lu ma ci am. loolu rafetul te jaaduwul nañ leen jàppale nañ leen xettali ndax li ñuy bàyyi nit ñi jóge bitim réew ñu koy rattee ci suñum réew di ñu pëndal di ñu puseeral te di ñu xeeñal bu ñu paree jaay ko yóbbu madame nekk fële ci bitim réew naan allo c'est bon c'est ça wax dëgg yàlla ñoom itam ñu jox leen ci seen wàll dafay dagan kon nag nañu leen jàppale waat nañu leen gëstuwaat ndaxte ñoom ñoo ko moom
te loolu yëpp defar rek lay doon maire di la wax ne yàlla na sa jàmm yàgg ka nga wuutu yàlla na tëraayam sedd yow itam yàlla na nga ko eggalee ak sa sago ni nga ko bëggee delluwaat di tàgguwaat waa Sénégal gépp di leen wax ne kenn gënu leen di jaalewaat ay mbokk yaa Seyda Ndiaye moomu ñu ngi leen di jaalewaat bu baax a baax di wax ne nag ki ngeen gis mu jaar ci mbooleem luy rek defar bi ba mu rafet rek mooy Amina Mbacke sama rakk jooju mën ngeen dem fële ci Ouest Foire fekk ko fa mi ngi ci 77 879 90 50 77 899 60 90 50 dem leen seeti ko bu subaa jàmm ma ñëwaat ci comme j'aime couture ak benn jaata Seck tey dama doon woyofal rek dalal meeru Diass. très bien ci woyofal boobu dalal meeru Diass lay nuyu waa Mauritanie di nuyu waa Tabrax Zeyna di nuyu waa kër Kumba Beti Dia waa kër Ndim Amadou Boubou waa kër colonel Diarra macha allah mënoon nañoo lim du nu pare may nuyu itam wax dëgg yàlla. sunu tëgg bu jomm ñaaw boobu ni ko Marie Camara di wooye Cheikhou Tidiane Thiam Mabousso Absa Thiam ñu ngi koy nuyu ma nga nekk ci 00 222 46 85 35 36 00 222 46 85 35 36 mu am nag sama benn mag bu neex nee na man daal dama yor wurus bëgg nga tëggal ma ko ma ne ko boo ma ko joxee ma yóbbul la ko Mourtani macha allah Abel tatouage Abel Institut merci à Abel Institut ñoom itam xam ngeen ne fuddan dafa xew mu am nag fuddan yu smart noonu laa koy tooñee Abel mi ngi nekk ci 77 229 07 15 77 229 07 15 ndoy baan ma bàyyi la nga tàggatoo ma dellu si waat fuddan la bu tey waaw bu ñuy tatouage du moom baaxul islam da koy bañ du mën a xam nga yàlla l'islam da koy bañ maa la dul may foo ma commenté damay wax rek waxuma damay laaj dama ne tatouage rek l'islam da koy bañ bii bu ko commenté su fekkee fud la waaj a defoon mi yaa boobu laay da koy bañ tëjee dem kër sëriñ bi ne sëriñ bi yow de soxna si dafa sol lii sëriñ bi ne ko loo caa xoolee loolu yëpp yow yemal ca lañ la sant rek bu ko defee nga dem ñu bàyyi la nga moom mi ko xool boo ko sax l'islam rey na ko ba pare xam nga dañ doon wax mag ñi kenn du xool ba seppali da ngay xool wàcce bopp bi ndoy ba waay dangaa mënta bàyyi sa kër tatouage sum digg ginnaaw di lijjanti tatouage cati loxo en tout cas daal tatouage daal l'islam da koy bañ su fekkee fuddal na nag c'est bien di féliciter monsieur le maire bu baax a baax ak di féliciter maire yi en tout cas laaju maire yi moom yomb na waaye fu dugg ba ci biir maire yi xam ne maire yi yombul waaw maire yi yombul surtout Sénégal nga xam ne population bi moom da ngay waar waaye élection jotee nga gis ñëpp jóg candidat la loolu yomb na maire bi defu fi dara it yomb na lool waaye bis bu ñu la joxee maire yi di nga xam ba xam maire yi yor maire yi yomb na am déet moo tax askan wi ma leen di lancer un appel su wootee jotee xool leen intérêt dëkk ba man daal foofu laay intérêt ka nga xam ne moo yore intérêt dëkk ba ngeen ànd ak moom ña ka nga xam ne nag mënulul boppam dara ba yorub dëkk ngeen tegee ko neep am na ñoo xam ne yoru mënulul seen ba beneen bi may lancer appel ñiy ubbi ay usine ci dëkk yu mel ni Diass ay Jogo ay Taïba ñooñu nañuy amal njariñ dëkk ba suñu mënul ta amal njariñ dëkk ba askan wa taxaw wax président jëlee leen fi mangoog kon bokk Mia Ndour ak waa régie yëpp ñu ngi leen di remercier bépp téléspectateur bu toogoon jàkkaarloog ñun di remercier maire yi nga xam ne jot nañ fi jaar bu subaa incha allah ñu àggali liggéey bi jëm jeudi bu ko defee waxtaan wi gën a yaatu ngeen jàpp ko toujours ci seen télévision TFM ndax bëgg na daal saa bu ngeen seetoo gis ci seen bopp kenn dal ak jàmm ci képp ku toogoon di nu seetaan.